un grand monsieur me disait souvent que l'amour ne reconnaît aucune barrière. Il saute les obstacles, il pénètre les murs pour arriver à une destination pleine d'espoir. Alors, en ce jour spécial, qui est la Saint-Valentin, Sénégal 7, la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit, vous propose un plateau inédit. Plateau boo xamante ni dinañ faire notre mieux. Essayez de joindre l'utile à l'agréable, juste pour vous, nos chers fidèles internautes ñi nga xamante ni tout le temps nu ñu mel suñu leadership yéen lañ koy delloo ba tax na tey ci kàttanu yàlla plateau bi nar nañ koo def de façon spéciale. te en tout cas incha allah dinañ ci ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay invités surprise waaye nag. ak liggéey bu am solo boo xamante ni tout le groupe de Sénégal 7 àndandoo woon nañ ko ak ñoom que ça soit la régie que ça soit la rédaction et tout le corps administratif de Sénégal 7 ci kàttanu yàlla di ngeen ci xam dara waaye nag du ma ci wet benn yoon ndax nag plateau bi dama cee toog ak xale bu am jom bu mën a liggéey koo xamante ni elle est talentueuse en tout cas moi personnellement elle me motive parce que li nga xamante ni moom lay def da koo bëgg je veux bien nommer ma Valentine ki nga xamante ni moom mooy Mané Ba alors ma chérie bonsoir. Bonsoir joyeuse fête de la Saint-Valentin. Merci beaucoup à vous pareillement maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu nos chers téléspectateurs di leen jaajëfal di leen souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. Aujourd'hui c'est le 14 février mu tombeek dimanche nag ñëpp nga xamante ne caat ñu ngi nekk seen i biir kër toog ak seen i soxna wala sax ak ñi nga xamante ne mooy seen njaboot seen i yaay mbëggee la day jógee si xol dem si xol du góor ak jigéen entre xarit ak xarit entre nit ak nit entre yaay ak doom entre papa ak doom donc juste pour vous dire que tey ñun ak yéen dañu fas yéene toog jàkkaarloo ak yéen bëggal leen defal leen yenn indi leen yenn invité surprise defal leen guddi gi nga xamante ne doo la mën a wéetu benn yoon ndaxte nag ñu ngi période bi nga xamante ne mu ngi nekk période couvre-feu Covid-19 on n'a pas l'occasion de sortir cette année donc tey Sénégal 7 dafa teew fas yéene leen a jox li nga xamante ne moom ngeen soxla caat. effectivement ma chérie ba tax na ni ma koy faralee rek di ko waxee l'amour que nous portons sur vous tax na à chaque fois que l'occasion se présente ñu wan leen ko ba mu doy alors bonsoir amis chers fidèles internautes de Sénégal 7 nii rek lay demee waaye nag maa ne duñ ci wet ndax nag heure bi damay dalal ki nga xamante ni moom mooy borom Ndakaaru Vito Gueye tubarkalla sama waa ji nga xamante ni c'est l'homme de Sénégal 7 anamo mon Valentin l'élément perturbateur. alors maa ngi lay nuyu te di la wax joyeuse fête de la Saint-Valentin. sañse nii way ak yéen waa xam nga rek dañoo xaw a def tuuti lu xaw a nice noonu grand monsieur me disait si on peut apprendre aux gens la haine on peut les apprendre à aimer. maa ngi leen di nuyu maa ngi fii studio 14 bu Sénégal 7 di leen jaajëfal aujourd'hui on parle d'amour et on parle aux amoureux de l'amour dinañu waxtaane mbëggeel ci facette bu ne waxtaane mbëggeel ak séparation waxtaane mbëggeel ak lu ne mais dañ ciy ànd ak nag ñaari artistes ak ay couple lépp pour bëggal leen ñoo ngi fii Sénégal 7 caat damay annoncer samay artistes. wala nu may def. notre façon à nous de vous permettre ngeen revivre li nga xamante ni moom mooy la Saint-Valentin dañ koy annoncer parce que tubarkalla nee naa la yaay borom dëkk bi dañ koy ubbi waaye occasion la boo xamante ni wax dëgg yàlla dañuy permettre à tout un chacun ñu souhaiter leen joyeuse fête waaye avant ñuy dalal sunu ndaanaan yi ndax xam naa ne fi mu ne sa yaram a tàng. waaw man comprendre naa la yow borom Dakar nga garaawul amul problème alors Kébé dañuy ñëw nag daal di dalal ki nga xamante ni nag Djily moom mooy sunu coach parce que nag xam ngeen ne dañuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy l'amour la Saint-Valentin suñ ko waxee c'est la fête des amoureux mu nekk fête boo xamante ni Mané wax na ko tout à l'heure yamul ci couple kase képp koo xamante ni rek yaa ngi koy ressentir ak nu mu mënti demee sentir ko xool ko ka nga xamante ni moom nga ko bëgg a jox souhaiter ko daal di ko koy santé ba mu baax day neex tey nag ñu daal di ñëw daal di dalal ki nga xamante ni moom mooy Tonce Baye Fall di coach en même temps li nga xamante ni moom mooy sociologue waaye domaine de prédilection am du leen lu dul coach en amour alors maa ngi koy nuyu ndax moom it mi ngi ci plateau bi Tonce Baye Fall maa ngi lay ziar. Bonsoir Thiat, ça va bien, vous allez bien. namoon naa leen trop et puis kontaan naa et c'est un grand plaisir de partager ce plateau avec vous ainsi que la plus belle. Merci beaucoup, plaisir partagé. Machallah. Elle est sublime vraiment, elle est très belle. kontaan na trop ci invitation bi suñuy wax amour dafa ngan rëy bi rek déjà démontré lu bari mais préciser que ni l'amour est une protection idéale de la femme mais souvent l'esprit préféré de l'homme n'est-ce pas kuy bëgg ku nekk ci góor koo bëgg muy jigéen mu dugg ci lu dul protéger ko mais je pense que yow mi góor it boo bëggee tout à fait déjà am nga yaakaar ba pare maa ngi kontaan trop ci invitation bi wax dëgg yàlla nekk na plateau boo macha allah ndax sa domaine la dinaa ci kontaan
waaw sama domaine la et puis dama yàgg di ngeen di toog ay bay rafet trop ci waxtaan nekk ay thèmes yu am solo ay jeunes yoo xam ne vous êtes ambitieux bëgg lu baax macha allah. alors coloration de l'amour en fait parce que tey ji bu coloration amee entre les deux dañuy wax ne mbëggeel moo fa lalu donc mbëggeel la donc on va vivre la soirée sainement xam nga sans relax chat waxtaanee ko def ko ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi toog seen i biir kër duñu nam dem boîte. effectivement ba tax na ñu daal di respecté bu baax gis ngeen ñu ni ñu yaatoo dañoo respecté bu baax li nga xamante ni mooy ci pandémie bi ñu nekk ba tax na ñu bëgg a def lu soft rek ànd ak yéen je rappelle que vous êtes en direct sur Facebook ak YouTube bu Sénégal 7 ami chers fidèles internautes moment la nag bi nga xamante ni dañoo war a dalal nag ñi nga xamante ni ñoom la ñu nar a àndal ci guddi gi tout en leur permettant ñu dugg ci sujet yu am solo waaye bala maa yaatal dañuy nuyu nag def un grand coucou nos partenaires ki nga xamante ni moom mooy Mané alors Mané dama lay bàyyi nga ñëkk a nuyu fii ñu ne barab bi nga xamante ni tubarkàlla neexee na nu ne. voilà Thiat tey nag ñu ngi fi nga xamante mooy Empari Design. Empari Design nag comme ni ñu ko gisee ni mu yàndee ñi ñu toog nekk si décor bi nga xamante ne ba tey ça parle de l'amour parce que tey jii boo duggee fii doo bëgg lu dul fanaan fi dëkk fi nekk fi à vie donc mu doon dëkkuwaay bi nga xamante ne bu ñu demee ba ci waxtaan bi ci biir incha allah dinañ wax lépp li nga xamante ne Empari Design mu ngi koy def si réewum Sénégal ak bitim réew. macha allah waaye duñ ci wet benn yoon ki nga xamante ni mooy restaurant bi nga xamante ni maanaam lu mu laalul baaxul lu mu toggul tamit neexul di El Company ñoom tey ànd nañ ak ñoom nga xamante ni wax dëgg yàlla lépp loo xam ne ay xeetu baax la ci kanam bañ ko war koo jox suñuy invité ci ñoom lay jógee ci kàttanu suñu borom waaye ak kanaat Mané. voilà ak ki nga xamante ne mooy Khadija Séduction waaye itam ñi nga xamante ne ñoo jax si bopp yi si yére yi loolu yëpp dinañ ko yaatal si kanam incha allah laata loolu la Thiat dama lay bàyyi nga wax kii di Vito nga xamante ne sama góor la mooy daalu Ndakaaru mu daal ñi nga xamante ne ñoo artistes yi parce que tamit c'est le moment macha allah moment bi nga xamante ne liñ naan le moment opportun d'accueillir nos chers fidèles artistes yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañ ñoo wax ne dee ñu nànk ne ci kattanu yàlla tey soirée bi dina nooy nepp te dara du nekk loo xamante ni day nekk ay folklore tubaarkàlla de façon classique lañ koy defee alors Vito si vous nous rejoignez ba tey aca dañuy ñëw rek nga ñu daal di dalal ki nga xamante ni moom mooy sunu ndaanaan yi mu nekk ay surprise suma juumul Thiat Mané dafa ne daalu Ndakaaru mu ne ko déedéet daalu Sénégal la déggal lii maa ngi nii Vito Gaye pour vous adduna ñii seen maam yi dañoo woyee mbëggeel nu ne ñii ne mbëggeel ay coono la ñii ne dalay misère loo ñii ne dalay jooyloo ñii ne dalay reetaan loo déggal loolu ñii ne tey mu neex suba mu naqari yow laa bëgg waaye boo xaarul li neex li bés bu naqaree du la fa fekk wala bés bu naqaree nga daw bés buy neex du la fa fekk man xam nga lu ma bëgg ki ngay woo mu njëkk ne der suñu xol sedd dina ne der aca dina ne der ndax bu ne der yëfam la ay maamam dañoo woyee mbëggeel nu ne moom mu ñëw ne fóon ma def tradi moderne bu defee moderne mu neex bu defee traditionnel mu neex tey dañuy recevoir balaa may wax kan la sax waa Vito nel der te ñëw fekk si ma. gis bëgg yàlla koy def. dégg nga waaw. maa ngi bëgg naa. gis bëgg yàlla koy def. wuy mbëggeel. déggal lool. mbëggeel moo ñu sonal. wuy mbëggeel Vito laay xam naa ni bëgg ki nga bëgg. ki la bëgg jox ko Vito mbëggeel. soo ko yes. Thiat. waaw. seen xol féex na. suñu xol yaa ngi fii ma commencé trembler tubarkalla. yaa ngi trembler. mbir ma dugg na ma. Mané. te déggoom nee naa la sama xol a ngi frigidaire jamono ji j'ai des chairs de poule comme on dit. waaw kay tey ñu ngi recevoir nag Kane Diallo. macha allah kenn du ko présenté ci paysage musical bu Sénégal. Kane Diallo xaritu xale yi jigéen ñi Kane Diallo xaritu mairie. Kane Diallo ci pël yi Kane Diallo ci wolof yi Kane Diallo ci bambara yi Kane Diallo Sénégal la ñuy wax tey Sénégal 7 recevoir Kane Diallo kan dootuñu la présenté ci kanamu sénégalais yi waaye bu bésu mbëggeel jotee faaw nag ñu woo la ndax yow it wéyee nga mbëggeel lu nekk kan bëgg nga mbëggeel kan nobaate nga. il est sensuel quand même il est romantique. il est romantique. il est so romantique. ni ko anglais di waxee. ci kan nuyu nañ la waa Sénégal 7 nuyu nañ la. mais góor dëgg day romantique. dëgg lii parce que lu am solo la aussi. maa ngi nuyu mbokk sénégalais yëpp maa ngi nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi bëggee Kane Diallo képp ki nga xam ne vraiment yaa ngi seetaan aussi Sénégal 7 maa ngi lay bëggee di leen siyaar bu baax di leen wax ni nag bés bi bés bu spécial la
te l'amour man je pense que ñaari xarit sax dañ koy fêter donc c'est la fête de l'amour man je le fête avec tout le monde parce que j'ai des fans yoo xam ne dañ maa bëgg dañ ma love trop mais aussi je le fête avec mon amour aussi parce que mais bien sûr. yaa am fi tu def sa déclaration. non mais déglu ma xam nga nu mu demee. nit nag foog ngay lonk soo lonkoo da nga koy fësal nga xam ne da ngaa lonk dara newu ci du dëgg parce que ñu ñëpp ay góor lañ wala waa kay. mais sa yow xanaa lonkoo. Kat Diallo léegi da nga ñuy raconter benn histoire d'amour bi nga xam ne dalaa gën a touché ci sa life wala lenn loo xam ne boo ci delloo sa xol day bëgg wala sa xol dafay métti mais que ça soit une histoire d'amour nga jox ñu ko ba pare soog a rejoindre ñoom Thiat ak Mané ci beneen plateau bi. waaw li ma ci dund nag bëri na mais xam naa ni am na benn boo xam ne koo xam ne dama ko bëggoon trop temps yi collège la temps yi may jàng waaw ma nekkoon collège Ngalandou Diouf mu am koo xam ne dama ko bëggoon trop ñu nekkoon ci relation bu très sérieuse léegi ñu jékki-jékki mu ne ma dañuy bàyyante ma ne ko mais lu waral suñu bàyyante fekk jour bi may envoyé message di ma wax ni dañuy bàyyante jour boobu noonu sama papa daf ma yónni woon ne ma naa dem ville maa ngi nekk ci tata bi bus bi mais dama nekk di lire message bi mu ne ma ku baax nga tu es très gentil amoo benn problème mais suñu relation mënatul dem donc dañuy bàyyante fu may yeggalee affaire rek rongoñ yi di tuur rongoñ yi di wadd léegi fi ma toogee ci bus bi dafa am benn mère boo xam ne mi ngi may xool maa ngi jooy mu ne mais attends kii ay waajuram ñoo deewal mu demee noonu jooy métti yaa ngi dégg rek mère bi ne ma nii bismillahi rahmaani rahim ay est-ce que waa kii lii ba jàmm la faale wu ma mère bi sax xool ma ko sax loolu moom xam naa ni am na yeneen ak yeneen yu ma ci dund waaw mais xam nga nit ku nekk moom di nga am jaar-jaar ci côté mbëggeel loolu moom on n'en disconvient pas voilà. kon Thiat dégg ngeen histoire d'amour bu Kan Diallo. mënta ñàkk ku ne dund na ko ndeysaan nee na moom mbëggeel jooyloo na ko. bilaay waaye mbëggeel a nga koy reetaanloo ndax ba mu taxawee fii dafa ne il salue son amour. kon maa ngi leen di bàyyee ak Kan Diallo. macha allah ma dugalaat beneen xale. tey ñaari xale laa dajale. bu ci ñëw nag dal seen kaw. mais la soirée bi Vito dafa nar rek soirée boo xamante ne 100% jeune la ñuy indi maa la wax lii ndax ay yàpp ay xale buñ ko solee yàpp mag. mu mun a def ak ku ne. macha allah tey dama leen indil ñaari xale yoo xam ne. dañu leen sol yàpp mag. ndax seen baat dina ko wane. lu ne dina ko wane ci ñoom. lu ne dina ko wane ci ñoom. macha allah seen waane dina ko wane. seen am fit dina ko wane. tubarkalla waaye seen bëgg-mbëggeel it dina ko wane. waaye Vito. waaw damaa bëgg Kan daal di xaar xale bi nga xamante ni moom laa bëgg it moom mu ñëwaale ci plateau bi. damaa bëgg ñu ne derandoo te fii yëngu. waa kay tubarkalla acca. kon damay annoncé keneen. beneen xale laay dugal moom it ba mu ñëwee ba tey yàggul waaye elle a su marquer son empreinte bu ne der moom it. ñu ne kii kan la bu génnee vidéo facilement une semaine mu am 1 million de vues wala 1 million et poussière loolu nag il faut être Dieyla pour le faire tey maa ngi accueillir Dieyla fii ci plateau bu Sénégal 7 Thiat Dieyla dafa def cuir man ma laal cuir loolu la ñuy wax symbiose waaw damaa civilisé damaa fàtte woon sax civilisé gi ndax mbirum mbëggeel tey dañuy waxtaanee mbëggeel tey dañuy waxtaanee mbëggeel ba ma dem ba fàtte sama yëfu bopp waaye Dieyla yegsi na Dieyla ñu ngi lay nuyu Sénégal 7 kontaan nañu et nous sommes ravis de t'accueillir nous sommes ravis de partager ces moments avec toi ngay xale say morom di la seetaan bëgg la nga war a waxtaan ak ñoom tey ngay waxtaanee mbëggeel nag xale bi mbëggeel ngay waxtaanee tey nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal ak waa Sénégal 7 di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Dieyla nga yegsi ci paysage musical bu Sénégal yàggul dara ñu lay dégg fu ne ci xale bu ndaw qu'est-ce que ça te fait say morom di toog di la seetaan di bëgg a mel ni yow say morom di la toog di la seetaan nga nekk seen royukaay te ati tollul noonu qu'est-ce que ça te fait ban ressentiment ngay am ci par rapport à ça. waaw d'abord damay sant yàlla di sant sama ñaari waajur parce que lépp ñoom la ba pare di xam ni loolu yombul nga nekk xale ñëw rek ñëpp bëgg la
waa ba amuñ ci yow sago donc damay sant yàlla bu baax xam ne loolu dama ci kontaan daal yombul. Caat kii nag da di xale la ma laaj magam gi sànq dinaa ko laaj moom it mu nettali histoire d'amour est-ce que doo waaw ñu lu ko xale bi xam day nettali histoire d'amour léegi amour nag dafa large peut-être amour ak musique amour ak yaayam amour ak papaam amour ak ay fansam wala amour ak petit copain am kenn xamul waaye Dieyla nettali ñu benn histoire ni ko sa mag ji kan defee sànq waaw maane xamal loo koy laaj ndax dëgg la xamal loo koy laaj waaw ndax dëgg la bëgg ma benn bébé bu waa réew mi bëgg bébé bu waa réew mi bëgg bu taxawee di wax ak réew mi kon war leen a wax moo ñoom it li ñu bëgg a dégg Dieyla Aïcha doxalal. waaw yaakaar naa ne mbëggeel moom moo lal àdduna ndaxte ku nekk bu dul mbëggeel ak amour yaa ngi bëgg sa yaay wala bëgg sa rakk wala say fan sa bëgg la donc mbëggeel daal moo lal àdduna daal mooy àdduna man moom damaa bëgg sama yaay ba mu jeex ndax man moom laa am parfois lañu toog sax mu mere ma mu ñëw woyal ko pare yaay booy bëgg naa dem da ngay gis day wàcc carrément gi jooro maa la raw awma ci moom sago daal. Dieyla wax na waxi xale ndax ba ñu ko waxee mbirum mbëggeelam ak yaayam lay wax waaye da ngeen wax sunu partenaires yi dañu am tamit benn partenaire bi nga xam ne dañu offrir benn bouquet de fleurs Dieyla lay offrir bouquet de fleurs boobu noonu Dieyla xanaa tey li xale yi di wax xanaa xëm nga li nga gis ci télé bi mosoo ko gis fenn de waaw télé bëri na waaye bokkut de naam maane waaw Khadija séduction tout pour séduire votre partenaire dañuy def lingerie encens muy cuuraay ceinture de hanche sous-vêtements drap de lit astuce pour femmes astuce pour hommes seen numéro de téléphone 77 849 08 29 ñu ngi foofu ca Ouest Foire léegi jox nañ la ko Saint-Valentin. si am na ku la jox 2STV lañ ma ko léegi sama bos ak bu 2S bu la gën a réew. te sama bos gënoon na ko. lu mu gën a bëri rek gën a baax kado yi. merci. may dawee nous sommes en période de Covid. xale bi démb bi ngeen ne ma booy jox Dieyla fleuram da koy biisu dama ne la biisu yu silvissé yama dencoon waaw nga xam ne da nga koy ci at bi ñaari biisu laa ciy am ngay joxe waa benn bi sa yaay ñaari biisu laa ciy am instant yi jeexal naa samay biisu dernier biisu bi jox naa ko moom kon ma bàyyi leen jeex na kon ku bëggati biisu na xaar l'année prochaine na bàyyi ba 2022 moom ma bàyyi Dieyla bu fekk si leen ci plateau bi ngeen accueillir Dieyla vous êtes en direct sur Sénégal 7 spécial Saint-Valentin chose promise chose due lay doon à chaque fois ñu ngi fii nii ak Dieyla ak Kane Diallo ma bàyyi leen ak Thiat man tamit ma ñëw rejoindre leen beneen studio bi vous serez ébahis tey vous serez ébahis et c'est promis à tout de suite. Machallah dimanche 14 février 2021 sur Sénégal 7 ñoo indil leen plateau boo xamante ni comme ni ñu leen ko waxee woon ci kàttanu yàlla ginnaaw Kane Diallo ak Dieyla bi ñu waxtaanee ca fa nga xamante ni moo ca entrée ba dañ leen di dalal man ak Mané ak sama coach ci kàttanu yàlla su ko defee ñu àndandoo waxtaan ak ñoom waaye nag daa am nañu ma tàmmaloon Dieyla bu ne dara damay kontaan kan bu ma yóbbu États-Unis sama daa mënul sax ñàkk nag alors Mané da ngay jóg ñu accueillir sunu ndaanaan yi. d'accord. waaw déggal sama xale bi la mu américaine. mbëggeel ni mu neexee. déggal li ku ko dund du ko seede. dafay fay xëy xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete. mbëggeel ni mu neexee. ku ko dund du ko seede. dafay fay xëy xol dalay wan yoon caat nga xam fi nga féete. bu dee tribunal bëgg naa jeex na ate ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma wan a tax ma dudd sama àdduna kon penu mi man bëgg naa aja nuyal Mané daal waa sama waay ana tey boo may allez siya balakadako alibanna sama balakadako sama lacat yo balakadaye siya le balakadako japlo mi salmini ma hayo c'est la fête nuyoo ak invité yi voilà bon les femmes d'abord
xam nga moom wax na ko sànq. nee na moom il est rond. voilà il est romantique donc les dames d'abord voilà comme ni leen ko waxee woon jigéen leen ko bi ko def ko dugal ñi nga xamante ne ce sont des artistes. mais nag nekk ay xale yu ndaw caat ki nga xamante ne nag mooy Dieyla la voix d'or loolu laa koy waxee saa su nekk elle est très jeune elle est très talentueuse nekk xale bi nga xamante ne dafa bëgg loolu mu def gis ngeen ni nga xamante ne moom la defee entrée ànd si ki nga xamante ne nag mooy grand frère di magam di xaritam Dieyla ma bàyyi la rek nga nuyu mbokk téléspectateur Sénégal 7 les seetaan si jour bi di Saint-Valentin di la souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. merci waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan di nuyu tamit ñi nga xam ne dañoo bëggante ba mu jeex maa ngi lay nuyu bu baax. voilà comme ni nga ko waxee ku nekk da ngay bëgg ki nga bëgg. ki nga bëgg tamit da lay bëgg ba mu jeex loolu moo tax ñu naan amour looloo tax ñu teg fi tey Saint-Valentin. ki nga xamante ne nag mooy Kane Diallo dafa duggee dugg bi nga xamante ne dafa xaw a ala dawme moom nag dafa jël caat. duggee si li nga xamante ne moom la nàmp. muy duggum Haalpulaar. nga xamante ne dafa indi beneen phase beneen aspect si li nga xamante ne mooy plateau. spécial Saint-Valentin bu Sénégal 7 comme ni ñu leen ko waxee sànq rek. li nga xamante ne mooy Sénégal c'est ñu nekk en période de couvre-feu kenn amul jot génn caat dama lay bàyyi nga dalal ki nga xamante ne mooy sa frère di sama frère déjà man sama kal la macha allah xam naa ne tey dinaa ko tooñ ba sonn mais caat dalal ko tubarkalla merci beaucoup ma chérie alors Kane yow moom du benn yoon la ñu gisee te du ñaari yoon la ñu gisee macha allah Alaaji Masu ña ngay yam baayam kon kenn dootu ko présenté parce que way na fi lu ne waaye moom bi mu ñëwee ba tey ci ay tànkam la aw di def ba mu neex li ma gën a neex ci moom bokk na ci jeune musicien yi nga xamante ni bi ñu ñëwee yamul ci neex baat waaye il sait manipuler li nga xamante ni moom mooy guitare mais aussi dafa jàng ndax àdduna lépp loo xamante ni da nga koy def rek boo ci boolee tuuti akus néew li nga xamante ni moom mooy benn dépense intellectuelle dafa lay permettre nga mën a ubbeeku ak ouverture un peu partout dans le monde alors Kane dama lay nuyooti rek. waaw maa ngi lay kontaan naa mais rouge bi maa xam nga ne tas nga yaakaar. dañ leen di jàppale rek xam nga yéen seen xam nga Saint-Valentin warta yomb. xam nga. te man déggalu ma la wax man dama bëgg sax sénégalais yi fal ma ambassadeur de Love te man lay xaar caat loolu bu ñu paree man si jëm boppam maa koy dox wax ko kon jeex na déjà moom dafa lancé li nga xamante ne daf ko wax déjà si plateau bi ak Vito Gaye non vraiment nee na moom lover la nëbb ko donc dañ ko bàyyi rek mu doon ambassadeur bi kon mooy jàppale flowers yi mais li ci gën a doy waar damay dox sax ñu naan ma love ma ne ko ma ne leen ay waay wax ngeen ma lu ma neex en tout cas man li may daane xam nga ko dañuy bàyyi ba ci kanam rek bu la neexee ba tey alors mi ngi noonu Mané Vito ci kàttanu yàlla li nga xamante ni wax nañ ko nag te nar ko fas yéene yaatal mooy la Saint-Valentin di soirée boo xamante ni ñun on a jugé nécessaire waxtaane ko à notre manière ak nos chers fidèles internautes ba tax na dañu ne duñ ci yam parce que c'est bien beau de parler l'amour c'est bien beau de wax li nga xamante ni moom mooy les bienfaits de l'amour mais aussi c'est le moment opportun bi nga xamante ni war naa tax ñu war a waxtaane lan mooy les coups bas là où le bas blesse ñi nga xamante ni ñu ngi souffrir en amour ñu war a waxtaan ak ñoom ba tax na tey sunu thème généralement ne nar nañ ko accentuer ci li nga xamante ni mooy pourquoi la séparation rapide très vite même des couples ba tax na mu nekk loo xamante ni buñ ko waxtaanee xëy na ci jour bi nga xamante ni nee na xol yëpp ubbeeku pour recevoir buñ ko waxtaanee di amaana dina am koo xamante ni peut-être incompréhension moo taxoon mu xuloo ak ki nga xamante ni moom mooy partenaire am suñ ko waxee tey dina tax ki nga xamante ni tey mooy incompatibilité d'humeur moom moo tax mu am problème ak ki nga xamante ni moom mooy partenaire am mu nekk occasion boo xamante ni dañ ko war a waxtaanee ak ñoom bu ci nekk ku nekk bu ko defee kenn ku nekk daal di rectifier wu waaye nag tey duñu waxtaanee loolu te duñu annoncé sunu coach bi nga xamante ni tey Mané nee naa leen tungi ne du teew ñu nataal te ñun buñ ci xamee akus néew moo ñu gën a expérimenté alors Tons Baye Fall dama lay nuyuwaat à nouveau te di la wax merci de nous rejoindre tey ci plateau Saint-Valentin bi sur Sénégal 7 leneen li nga xamante ni rek bëgg naa nga ñëw ci rek mooy sunu thème bi bëgg nañ ci sa point de vue de façon plus large mais aussi loo xamante dina mën a tax tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy déglu ñu mën a xam lan la ñuy éviter pour ne pas di dugg ci canaux yi nga xamante ni tey duñu amane fenn fudul ci corps de souffrance wala séparation rapide. La principale difficulté d'un couple réside dans le fait qu'on ignore totalement qui est l'autre. Étant donné que l'on s'ignore soi-même. Tout à fait. Un couple est fait de deux êtres qui doivent se comprendre. C'est à travers de cette compréhension qu'un travail acharné s'engage à la connaissance de soi. Okay.
dafa bari luy créer séparation te nit ñi duñ ci rendre compte mooy nit ki boo koy bëgg da ngay xam li nga bëgg lan la. Tout à fait. C'est très important. du caagante ni ci bëgg gi mooy kii nii la tudd bon caat la tudd fii la dëkk non non xam nit ki mooy xam lan mooy jukko mooy bëgg. jukko ju rafet ci koo ko gis tee ko. mais Sénégal moo baaxoo loo xamante ni actuellement li fiy daw dafa xaw a doy waar parce que da ngay bëgg nit ki am loo xamante ni souvent nit ñi dañuy choisir beauté physique te duñu xool beauté intérieure te koo xool di yàgg dund ak moom ba gis beauté intérieure bi nekk ci moom ak na muy large na muy yaatoo ci jege goo ko jege ba xam ko waxee le fait ñuy focaliser wu ci beauté physique moom mooy gën a tax rupture di am ndax ki rafet mën na ñëw say si te li nga soxla véritablement ci soxna mën na ko bañ a am bien sûr bu baax. mais pourquoi ne pas patienter aussi. mais pourquoi ne pas patienter aussi. non patience xam nga beauté physique moo graaw imaginez chaque jour bu jigéen rafetee borom ku ne dina ko yër la beauté elle est toujours choisie par tout le monde ñëpp ku rafet la ñuy wër physiquement alors que am na ñeneen ñoo xam ne même bu fekkee ne suñu borom jox leen ñu am benn beauté physique am nañ benn beauté intérieure te c'est fort possible boo leen jegee doo leen bàyyi. bien sûr. beauté physique ça passe du yàgg dara. il existe des beautés physiques yoo xam ne c'est typiquement artificiel nit ñi ñoo koy créer rek tout simplement mais beauté intérieure éducation la le milieu détermine l'individu chaque être humain issu de son milieu social beauté intérieure bi nga xamante ni nit doo koy am mën nga njëkk a commencer ci yar bi da ngay xool askan wu baax xool foog koo xamante ni yaayam dafa nekk sikat yem ci loxoy papam boo ko tekkee am soxna su baax te it la la koy naqari mën naa bañ a bari parce que dafa bari relation yu daw yoo xamante ni parfois ñaar ñi nga xamante ni les concernant rek ñoo koy dund te duñ ci boole ay parents duñ ci boole waajur xanaa xamoon ni say caat su fekkee ne dafa am ba pare ci ñaar ñi nga xamante ni ñu ko seq boolewuñ ci seen ñaari askan seen ñaari famille ñu xamante yàqu da ko yomb te bu yàqu kenn du ko lijjanti nañ éviter di am benn relation boo xamante ni ci mbedd mi rek lay doon allo sama rek foo toll maa ngi fii tel secteur fekk ma fa. d'accord moment la boo xamante ni dagguma la s'il vous plaît dañuy xaw a maanaam calculer waale tuuti temps bi donc Baye Fall moment la boo xamante ni dañuy permettre à tout un chacun bi toog fii daal lay poser question mais wax nga fi lu am solo tout à l'heure que ne dañ ci initié wul boolewuñ ci famille moo tax séparation di gën a gaaw léegi nag parmi ñi nga xamante ni ñoom ngay recevoir ci sa fi nga xamante ni foofu ngay defee say consultation d'habitude ana yan problème lañ lay gën a wax yi tax séparation di am fii Sénégal ci couple yi. d'habitude ana yan problème lañ lay gën a wax yi tax séparation di am fii Sénégal. bari na incompréhension parce que comprendre se comprendre. Lorsque nous nous marions même si nous avons une grande sagesse envers nous ne savons pas vers quoi nous nous engageons. nit donc koy comprendre dooru sëy ak moom mu neex. ak muñ. nit boo ko bëggee xanaa xamoon ni fu muñ nekkul bëgg du fa yàgg muñ mooy fondement lépp ci àdduna mais nag war na ko góor war na ko jigéen parce que erreur mënut a ñàkk jigéen dina def erreur comme góor dina def erreur mais il faut que daal compréhension di daw mais je pense que yow miy góor nga xamante ni yow yaay responsabilité lépp ba ñu yëkkati jigéen teg ci say loxo yow boo comprendre kan mooy comprendre je pense que compréhension bi ci góor la gën a war a taxawee parce que koo fi bàyyi da ngay wëri moromam et que nañ bàyyi xam nga góor génnaat amaat beneen jabar dalaa yomb souvent du complexe pour dugg ci milieu toog bëgg kenn ne amoon naa jabar mais dañoo seet. wala sax ci société bi ñu teel a xool ne ku yomb la. ba tey. les femmes divorcées ñu ngi dund ay métit yoo xamante ni doy waar yu garaaw lay doon. parce que déjà si toutefois que nga marié wu divorcé rek ñu baal ma ci terme bi parce que tey dañu war a bégalante pétasse lañ lay njëkk a def. ci ñenn ñi ñu am boobu état d'esprit dañ lay sonal parce que dañ naan bon fii dañuy jaar jàll waaye xam nga séparation loolu tax mu metti nit ku nekk bala nga ko defar nga ko xoolaat parce que séparation li gën a dur ci àdduna mooy séparation dina jàpp doomu aadama traumatiser ko ngay góor wala ngay jigéen séparation dina traumatiser sa àdduna te je me suis dit que il existe comment dirais-je encore en ce qui concerne une séparation bu ma nee nit war naa xoolaat bala mu ko def la muy causé dafa bari lu bari la muy causé dafa bari séparation la muy causé dafa bari moo tax góor saa yoo bàyyi jigéen créer nga ko traumatisme bu doy waar ci àddunaam te pourtant am na nu muy demee bu ngay utiwaat di ko seeti da ngay nëbb yow say défaut yow muy góor ba nga xamante ni da nga koy récupérer pour mën cee jotaat
alors que c'est fort possible ki nga xam ne da ngaa séparé wu ak moom su ko muñuloon tuuti am ñuy demee séparation bu daw pourtant mën nga jëlaat beneen teg ko à sa place fekk fa le plus lu gën a doy waar loo xamante ni cette fois-ci da nga koy nëbb parce que bu séparation dawaatee rek yow mi góor la ñu commencé di gis say défaut. Alors Mané occasion oui, la aussi comme taxaw na te moo fi coach moo ñu gën a maîtriser l'amour da nga koy poser question moom it ma bàyyi Dieyla ak tamit Kane Diallo ñoom daal di ñëw mais pour le moment da ngay ñëw ci sa question laataa ñuy gën a yaakaar. Voilà Thiat comme ni nga ko waxee aujourd'hui on va parler de l'amour donc on se permet ñu poser question yëpp yi nga xamante ne mu ngi doon nekk suñu bopp mu doon tamit li nga xamante ne actualité la parce que dañ koy dund tout le temps mu doon li nga xamante ne dañ koy dafa nekk si suñu société ce sont des faits de la société mais man si thème bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee coach li ma koy laajte leen dong la mooy tey ji ñi nga xamante ne ay jeunes lañu nekk ay jeunes di nekk def seen relation hormis mariage ñu nekk di am projet de mariage léegi le plus souvent dañuy gis ne ñaar ñooñu dinañ bëggante wax nga ko sànq ci say biir kàddu di nga bëgg nit doo xam këram di nga bëgg nit doo xam benn mbokkam di nga bëgg nit bëgg ko takk mais da ngay dem ba ci biir da nga naan man est-ce que su ma demee dinañ ma accueillir normalement parce que tey jii ni kat li tax duñ ma accueillir mooy est-ce que yi nga xamante ne moo ciy tegu dafay bari mais tey jii nii ñaar ñooñu nga xamante ne saa su nekk ñu ngi bëgg am defal seen projet de mariage donte bëggante nañ est-ce que loolu kese mbëggeel boobu kese doy na est-ce que aussi jarul li nga xamante ne ñoom tout le temps ñuy ñëw ci seen structure yi di waxtaan ak yéen ngeen leen di conseiller parce que boo xoolee relation entre góor ak jigéen avant mariage tout le temps dafay am xiiroo ak ŋaayoo bu bari coach. conseil dafa baax ci lépp ma chérie conseil c'est très important parce que léeg-léeg dina am mer goo xamante ni boo ko meree ci kër ga ba tas war caa taxaw boo solee si mbubu génn dem suñu borom da lay boole ku baax koo xamante ni ñaari kàddu bu la ko waxee sa xol day jiif boobu dil si watee la nga naroon di nga ko bàyyi. amul kuy dund ci àdduna te bëgguloo conseil wala conseil mérité woo ko parce que conseil mooy lépp xel du doy ci àdduna xale bu ndaw dina am xel mu rafet comme magum jëmm dina am xel mu rafet mais dama wax ni sëy du ñaari concernant yi rek la sëy c'est quelque chose boo xamante ni ñëpp ko bokk askan yeeg xarit yeeg doomu ndey ñëpp ci leen bokk parce que xarit bu baax sax di nga ko am koo xamante ni xarit mënul nag bari xarit mënul bari benn lay doon ci kaw suuf te bu doonee ku baax koo xamante ni yéene na la njàmm lu baax rek lay xool ci yow am na loo xamante ni boo ko meree ci sa diggante ki nga nekkal boo demee toog waxtaan ak moom boo amee xalaat bu rafet dina la non booy loolu du dara nii ak nii conseiller loo xamante ni la nga naroon di nga ko mujj bàyyi kon conseil ñëpp ko mérité. d'accord donc mu doon li nga xamante ne saa su nekk nit ñi dañ koy posé wu mooy est-ce que tey jii nii comme li ma la wax sànq est-ce que c'est primordial tey jii même bu fekkente ne ku góor ki la sax wala ku jigéen ki muy dem di dem fi nga pas sax si ay xarit wala genre mais avant mariage parce que boo xoolee tey jii avant mariage mu relation moo jiitu est-ce que relation boobu noonu c'est primordial tey jii nit ki xam ana naka lay gérer état d'âme tey jii yéen ñi bu fekkente ne en tant que coach yi ban conseil ngeen di jox nit ñi nga xamante ne da nga leen di wax ne ku si nekk boo meree ana naka nga koy gérer ana naka ngay def est-ce que yéen tamit situation yooyu aussi yéen a ngi koy xool. waxtaan c'est très important lu ma mer te suñu borom boole ñu ñuy sëy wala ñuy bëggante. donc tout se base à la communication. d'accord mais c'est très important voilà le mot que j'ai cherché. Okay. La communication c'est très important mooy soubassement lépp. communication parce que su fekkee ne man c'est fort possible nit dina génn ca barabu liggéeyukaay bi mu doon liggéey sax mën na fa donc damay xaw a rebondir ci Mané li mu wax waxtaan dafay fekk ñaar ñi bëgg ko waxtaan bu ko kenn bëggee te keneen ki bëgg ko maanaam day doon problème léegi ana lan moo gën a war a am pour que waxtaan boobu am suma juumul mooy oyof dans une relation il faudrait li nga xamante ni moom mooy simplicité ak humble daf ciy am solo maanaam pare pour recevoir même bu fekkee ne sax tu as tort c'est très bien loolu. dëgg la loolu daa ko juumul daal parce que àdduna lépp waxtaan la rëy googu yorul relation. rëy yorul benn relation te yorul sëy àdduna lépp woyof la mais je pense que boo nekkul muñ kat doo mën a bëgg kenn te doo mën a tii kenn mu yàgg muñ gi c'est très important bokk na ci tam wax dëgg yàlla te muñ kat boo ko nekkee communiquer da lay yomb. effectivement parce que ki nga xam ne da ngeen a jote yow moom mu ñàngal boo xam ne bu dugg si ci kër gi sànni saak bi dem ubbi ndox naan war ne la dama laa mere rapproché ko. xanaa xamoon ne bët bu rusul toj. bien sûr di ko rapproché demaat ñëw mais qu'est-ce qu'il y a lan moo tax démb ba léegi nga am comportement bi. mooy jox nit ki attention. prêter attention ci moom xanaa lépp base adduna yëpp ci amul bu mu mën doon yëg-yëg la. macha allah
koo fi bëgg ba ñëpp xam ne yow da nga ko bëgg te yëgu la perte la. adduna yëg-yëg macha allah ku la yëg moo lay récupérer waat tegaat la dans de bonnes conditions. effectivement. wax dëgg yàlla. ma foog ne Mané foofu mën nañoo non foofu laay daanale ma jox ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy gani parce Bien que sûr. yaa am dafa am benn lover bi fi nekk du ñàkk de am na question bu koy bu tracassé mag a bag sax xam naa voilà wala yu bëree bëri alors kay moment la ak occasion boo mën a poser question bu la neex ak coach su ko defee mu mën la tontu. waaw bon coach moom déglu naa ko bu baax a baax a baax parce que genre nit ñu mel nii dañ leen soxla ci société man je disais dama am benn moment boo xam ne dama gis sëy yi nu muy tasee dama gis sëy yi nu muy c'était énorme même waaw jaxasoo le taux de divorce. ma ne léegi est-ce que waruñu dem ci ministère de l'éducation ñu xool ndax mënuñu fa ubbi école boo xam ne pour ay genre yu mel ni dañu di jël ñuy jàngale ci école yi dès bas âge xam nga lépp lu gis ci àddina ci ndaw lay commencer. bien sûr bant bu tooyee neex a jubbanti. jigéen dafa war a xam boppam góor dafa war a xam boppam et ñu war a compatible war a dund à vie c'est très important. donc foo dokkuma la mais Thiat aussi Thiat lu mu wax kan c'est vrai parce que Bien boo sûr. xoolee tey le plus souvent relation bu problème amee rek ku jigéen ki la ñuy joxañ baaraamu tuuma c'est pas normal du tout aussi. Exactement. C'est exactement ça. effectivement. góor bon ñu bàyyi ko sama gaay nañ ma non baal. ñoom ñëpp xam nañ ne jigéen ñi nga faral. man pour man d'accord jigéen à chaque fois mais góor tamit il faut dañ ci am part de responsabilité bu mag sax. dañu nekk ay ñun kenn mënuñoo reprocher benn affaire parce que xam nga na ma yàlla jéggal na ma yàlla baal mais ñun ba ñu xamee ni mën neen am ñeent boobu rek la ñu gën a maîtriser ci waaw li yàlla wax. boobu laa gis ne man je vois en fait li may gis man laay wax mooy sama ñi nga xam ne loolu laay gis moom laay wax quoi dama gis ne les hommes sont un peu dañu xaw a jël affaire yi comme si xam nga maanaam dañ ko jëlee dënd au fait. voilà alors que maanaam égoïsme dafay xaw a. C'est ça. waaw am na ci alors que ñoom parce que dañu ñëw rek pour jaamu te aussi du yow li la neex rek parfois il faut nga xool tamit ki jigéen ki lan moo koy neex. c'est vice versa. jaamu yàlla la bien sûr. waaye tamit saytu jaamu ku koy tisoole. non parce que xam nga Dama ko ci en fait jiital. gis nga li tax man may taamu di woy mbëggeel lu bëri dañ ma koy wax man j'ai li ma am ci ay thèmes wallahi zim sur le Saint Coran li ma am ay thèmes ci li nga xam ne mbirum àdduna mat na kenn xamul ma toll liggéey naa ko te yàgg na mais voilà mais mbëggeel maanaam dama ciy gis lu bëri man mi ma ciy dund di gis yu bëri mu may inspiré ci lu bëri ndeysaan. donc dama bëgg rek waaw may lancer waale un message ci côté ñi nga xam ne ñooy yor côté le gouvernement ñu xam ne que ni Sénégal soxla nañ genre ñu mel ni ñu leen di former comme à l'université macha allah di leen jël di leen boole ci société bi comme bàjjenu gox ni ñu amee effectivement. parce que am na ñoo xam ne dañuy takk jabar am jabar te jotagul maanaam mënuloo ko yor xamuloo luy jabar du maanaam ma mooy les mariages très Ouais. jeunes. voilà Bien da ngay yor jabar nii rek tu as une femme xam nga d'accord rafet na et cool affaire yooyu na def ngeen mariage bu toj sëy ngeen une semaine ngeen di commencé dégg xuloo géeg ngaayoo gi waaw. donc loolu moom vraiment il faut gars yi di ci bàyyi xel je bu pense baax. que loolu am na ñu la ci jot a dégg parce que fii à Pikine nijaayu gox tàmbali na ñoom ñi ngi sensibiliser macha allah sa message boobu lire naa yàggul dara benn article boo xamante ni lancé nañu nijaayu gox ba ñu ngi ciy liggéey donc mu nekk loo xamante ni aussi dina gën a raffermir les relations dans les couples Dieyla yow it dañu lay bàyyi rek nga poser sa question ma chérie ki nga xamante ni mooy coach wala nga lancer benn message boo xamante ni bëgg nga ñu gën ko renforcer pour gën a remodeler li nga xamante ni mooy les relations. man moom damay gis parfois ñaari nit yoo xam ne dañ bëggante mais duñ mën nekk. ok coach am na la réponse. xale bu am ñam la nag. heure boo gisante dañuy xeex dañuy xiiroo dañuy ñaaroo te ku nekk bu demee di xool fu toog morom. mais Dieyla yow xanaa loolu ñuy dund. nañu def entretien. ma ne fii est-ce que bonne question venant de Kana. nan ko mën wax sa soxla dàq xaw ma lan li nga waxee. dàq ginaar wax sa soxla. alors mais pourtant. mais maman il existe des rencontres idéales
Si nous avons connu des rencontres qui ne sont pas idéales, elles nous ont pendant offert la possibilité de savoir une certaine douleur dans la séparation. jaar-jaar am na solo gis nga góor ñu bal ma mais ñun dañoo am droit am gel yu bari pour mën a xam dara ci jigéen waaw. Ah bon? waaw am gel yu bari baax na Scoop la de. maa ko wax da nga am gel yu bari da nga am gel yu bari pour mën a xam dara ci jigéen xanaa xamu ne boo xamul dara ci jigéen ak capacité boo mën a am ak situation boo mën a am. mais oui ma loolu wax ko ci suuf. mais wax na dëgg. mais soit beaucoup explicite s'il vous plaît, soit beaucoup explicite parce que xam dara ci jigéen cela veut dire quoi? Ses qualités, comportement yi, ses humeurs ñu xam. non maman xoolal xam luy problème bi dafa am gars yoo xam ne seen adduna yëpp njàng la ñu ngi ci ban école yi peut-être ci jàng rek lañ teg leen santoon ñu ngi université amuñu woon temps wu dara mais après réussite day dabe parce que ki loo yàgg lu nekk su borom mën na la caa ubbil benn ouverture am na ñeneen ñoo xam ne seen adduna yëpp ut xaalis la ñu ngi toog ci kees wàññi xaalis rek la ñu xam xëy suba dugg ci bureau wala peut-être ci place commerçant wàññi xaalis xam ni ni jaay xam ni ni jënd dem ba am xaalis pour trop te xamuñu dara ci jigéen il faut nga xam ci dara da ngay liggéey ba pare di utaale trompé ngay jooy muy am ay échec ok ngay am expérience bien sûr xanaa xamoon ni et tout ce qui ne le nous poids d'un tue vécu pas ça nous peut rend toujours beaucoup nous plus enrichir fort effectivement. ouais. merci beaucoup jaar-jaar dafa am solo ci doomu aadama góor nag tam Papa Baba Ndiémé que je salue de passage nee na li jig peeru dàll jig oto Range Rover jigul jigéen du jaay tubarkalla la waaw jigéen moom day toog ci peggum ndeyam comme ñu ko mag ñi doon waxee et puis kan aussi na gars yi bàyyi modernisation bi nga xamante ni moo dawaat léegi ci àdduna du trop te duñ dellusiwaat ci li maam ñi amoon neexoon na ay jamono boo tënkoo ci kilifa ngay dund ba benn jëmi jamono sa bàyyi di la xool nga am 18 ans am 20 ans 22 ans 23 ans mu dem ba benn jëmi jamono mu xam ne am soxna jot na ci yow dala daan woo ngeen den waxtaan yow ak moom xanaa xamoon ni kan kuy parent ku ne boo yoree sa njaboot boo sañoon moo fi gën ci kaw suuf je pense que ngay ndey wala ngay bàyyi bëgg sa doom bon wala mu dugg ci lu koy yàq kon relation boo xamante ni parfois c'est un peu basé sur la famille jël ay kaddu yoo xamante ni day jóge ci ay waajur accepté ko dina jàllale doomu àdduna ci lu bari danga daan jégal na la demal sa kër bàjjen boo demee xool ci xale yi nga ñëw fu boo ñëwee sax tu fais semblant que ni ñëwoo fi pour dara da ngay ñëw mais du ñàkk nga gis ci un petit jaay la mu rafet nga bëgg ko papa boo ñëwee man de jaay laa fi bëgg kooku de boo ko tekki dina la sëyal ndeyam bu mu jógee ci kër ga ba tey musul fay commencé nag di nettali ay histoire yoo xamante ni dafa macha allah nijaay Tons yaa ngi wax lu am importance mais da ngay répondre question Dieyla bi le temps ñuy dugg nag ci suñu reportage yi ñu am moom nee na nan nga gisee ma jàllaleel ko ñoo xam dañoo bëggante te duñ mës a nekk ci jàmm saa bu ñu toogee xuloo nañ buñ demee ku ne namm sa morom. dina am lu bari muy koy causé. muy lan bi ci njëkk. il faut savoir se libérer de ces chaînes ancestrales de ces angoisses boo dul fàtte doo bëgg kenn. ok. del fàtte liñ la def ci mu naqari ci amour lépp du càggante ni saa yoo génnaatee ba gis jigéen rek ku mel lu mel noonu. ok lenn li kon peur la ñu coché ko. ragal dina ci dem d'accord ragal dina ci am. waay comprendre leneen li ci des it ak bëgg bu ëpp ko jur. bëgg mu musta ëpp. ankay ndax ñekk di joxuloo ko jooy tonton. non c'est parce que boobu dafa. non c'est parce que boobu dafa am loo xamante ni tolérance la bu war a daw dafa am yoo xam ne dafa ñàkk fayda. intolérance dina bokk dafa am yoo xam ne dafa ñàkk fayda war mu yàq couple man yow la bëgg man nga bëgg li ñu war a mën a boole man ak yow. ba kon la solution mooy waxtaan. ñuy waxtaan wi nangu muñ sax défaut et puis défaut yi da ci nekk ci bokk. défaut nit boo dee nekk ak moom mënul ñàkk nga gis défaut ci moom. xanaa xamoo ne ce qui te gêne l'autre pour pouvoir évoluer waaw. li lay naqari ci nit. maanaam man coach laa bëgg. dégg coach man loolu sama lan laa ciy dolli li nga xamante ne moom dama koy wax ci couple yi couple tey jii man ak yow bu ñu nekkee may sa mbalit yaay sama mbalit man loolu rek laay wax lu la metti ñëwal nga sippi ma ko nga defal ma lu la metti ñëwal nga def ma sa poubelle nga sippi ma ko bu ñu paree ñu waxtaan après la vie continue. xanaa xamoon ne dinañ bëggante ba pare nekk ay xarit ma am lu ma naqaree ci àll ba. du ma bëgg yaay yëkk du ma bëgg papa yëkk du ma bëgg tonton yëkk du ma bëgg copain yëkk yow rek yaa yàkkamti ni ñëw. mais il suffit que mu dugg ci biir kër gi man te bëgg gi ma la bëgg su ma xoolee sa xar kanam bi dina xam ne kii tey am na lu ko naqari sànni naa ak sama salle ba teg naa cravate bi mais bébé qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe boobu kooku day am envie yulli li nekk ci xol bi bu koy partager ak yow mu deñ kon communication c'est très important. macha allah. Aja
mu nekk première partie boo xamante ni dañoo jugé woon nécessaire waxtaanee tuuti ci les coups bas de l'amour lépp loo xamante ni mën na koo xajamal wala mu koy tere aller lors de l'avant ñu daal di koy dindi waxtaanee ko tuuti su ko defee ñu daal di dugg nag ci li nga xamante ni mooy élément yu am solo yi nga xamante ni durant tout au long du mois de février kii di Mané Ba àndoon na ko ak toute l'équipe de Sénégal 7 doon ko ànd ak ñi nga xamante ni mooy célébrité yi demoon nañ ci artistes yu bare bare lii rek mooy wane ne travail d'une équipe dafay nekk lu homogène parce que ku ne ciy jàpp bu ko defee mu nekk loo xamante ni macha allah bu ñëwee day am ay résultats yu satisfaisants alors Mané dama lay bàyyi rek nga daal di annoncé tey ci kañ la ñu njëkk a war a dem su ko defee daal di yaatal bu baax daal di ñëwaat ci plateau bi. voilà Thiatou comme ni nga ko waxee dem nañu seeti ñi nga xamante ne suñu artistes lañ di mbokk ñi nga xamante ne ñoo teg tey si plateau bi mais tey nag dañuy dem njëkkee ko ki nga xamante ne mooy Yoro Ndiaye Yoro Ndiaye nga xamante ne ñëpp xam nañ ko si mbëggeel ñëpp gis nañ liggéey bu mucc ay bi mu def kan Diallo bu ñu demee jëli reportage ba ñëw ak kii di Dieyla dinañ ci addu mais nag ñoom dañoo jël seen propre définition définir li nga xamante ne mooy amour loolu rek la ñuy dem jëli ji régie bu fekkente ne pare na rek ngeen jox ñu ki nga xamante ne mooy Yoro Ndiaye nan la définir amour. macha allah à tout à l'heure. mbëggeel moom kenn ku ci nekk je crois bu dul dara mos nga ko dund donc niñ ko jàngatee daal mooy mbëggeel li ci war a jiitu mooy na sincère d'abord na sincère bu ko dara laal bu amul dara loo xamante ne bu mu am benn soubassement bu naturel rek je crois que dina doon mbëggeel bu durable mais bu nekkee mbëggeel boo xam ne dafa am calcul dama dugg ci nit ki parce que dafa siiw dama dugg ci nit ki parce que dafa am lii. waaw dama dugg ci nit ki parce que dafa voilà parce que dama dégg ci benn professeur muy ne mbëggeel bu fekkee da nga gis nit ki mu rafet nga bëgg ko loolu admiration la quoi bu fekkee voilà noonu la ko jàngatee ci melokaan yëpp mbëggeel maanaam li la koy tax nga mën koo yëg ci doomu aadama bi doo ko mën a expliquer donc loolu mooy mbëggeel donc yàlla na yàlla def mu nekk wokkatu ba dajee gestu képp ku ñuy foog ne dañ ko bëgg ba nekk ak moom rek na nekk ku nga xamante ne bii moom la ñu yàlla booleel mu nekk lu sincère daal. bon en fait Saint-Valentin dañ ko approprié wu mais ñun en fait nekkul suñu culture quoi dañ ci jéggaani nii rek donc du coup en fait offrir ay cadeaux ku ne xam ne bokkul ci donte dinañ joxe ay cadeaux mais ci du nekkul ci occasion Saint-Valentin wala. truc comme ça donc lu fête la boo xamante ne bii dañ ko jéggaani donc dañ koy dundee ak niñ ko sentiré xam nga dañuy jéem a bokklu comme on dit il m'est arrivé sama soxna nasaraan comme bi ñu doog a nekk bi ñu doog a sëy dafa xam nga culture yi bu wuutee souvent day xaw a difficile compréhension bi day xaw a métti moom dafa doon exiger dafa doon bëgg ku koy offrir ay fleurs pour essayer d'être galant xam nga à chaque fois da ko doon kii mais mën na ko man loolu xaw ma ko quoi du ci sama nekkul ci sama culture dara mais benn jour ma ne xaaral naa jéem a galant tey quoi jour bi ma demee ba dem jënd ay fleurs offrir ko mu tekk foofu négliger ko nag quoi parce que bon en fait dafa foogoon ne ay fleurs plastique la quoi fekk tellement xaaru ko woon ci man après nag sa affaire bi ça m'a frustré après ma ne ko la moo tax jëloo fleurs yi nga dugal ko ci vase rek mu ne ma rey ma man dama foogoon ne ay fleurs plastique la quoi et on a rigolé quoi loolu nekk la loo xam ne daf ma marqué ci fête Saint-Valentin quoi en fait. soo am na benn son Youssou Ndour bi muy woy ndeke mbëggeel nii la boobu noonu ça me plaît beaucoup am na benn bu Céline Dion aussi bi nga xamante ni moom la woy ci Titanic bi boobu aussi ça a marqué les esprits boobu tamit vraiment bari na man ay son bëggeel moom dama koy déglu lu bari mais bari na ak son Whitney Houston bi bari na yana am pagaay Lionel Richie say you say me say you together xam nga ak All of Me bu John Legend tamit boobu c'est plus récent boobu tamit c'est vraiment boobu d'ailleurs sax
def naa ko cover reprendre naa ko. What would I do without your smart mouth? Driving me in, you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. buy bëgg nit won ko ta vraie personnalité bul abbu oto pour dem di ko doxaane pour di ko góndee loolu parce que bul liggéey nit aussi pour di ko pour mu bëgg la parce que liggéey boobu day toj après bul abbu oto wala nga abbu yére wala ngay góndee nit ci loo xamante ne bii xam nga du sa vrai soyez vrai moo tax ma ne soyez vrai soyez authentique soyez vous-même. alors merci beaucoup ci élément bu am solo boobu maa ne Yoro Ndiaye moom kenn dootul waxati ndaanaanam ndax day ndaanaan boo xamante ni waaye na fi lu ne mais li ma gën a neex ci moom mooy ay thèmes yu am solo toujours moom lay développé nga seeti woon ko plaisir la woon de. voilà woon na yàlla mu doon ki nga xamante ne ñàkk ki ñaan la. ku oyof mu yombal ñu ko bu baax a baax bëggoon na ñëw ci plateau bi jàkkaarloo ñi nga xamante ne mooy frère am ak sœur am. waaye nag jot bi moom matewul. mais moom nag lu mu wax damay ñëw rek chat introjé ki nga xamante ne mooy coach si moom li mu wax moom dafa am benn baat bu gàtt bu mu wax. moo jëmmale ko si li nga xamante ne mooy amour. nee na amour moom li mu si bëgg si deux couples mooy soyez vrai soyez authentique coach moom ñaari message yooyu la def benn ay message yi nga xamante ne message fort la loolu rek lay lancé mu ne nit bu ñu nekkee nañ wax dëgg bañ a gónni bañ a def intérêt bañ a def dara lépp lalu si li nga xamante ne mooy la vérité ak l'authentique. ma belle xanaa xamoon ne lépp loo xam ne mensonge moo ko laal muy ay fen nañ ma baal ci kàddu gi du yàgg léppi àdduna loo xamante ni daan nar a jëm kanam soo ci jiite yàlla boo ci jiitalee yàlla ay fen du ci am nit boo koy bëgg danga koy bëgg te yàlla rekk tax bu dee taar bi du yàgg xaalis it continuer wul même dundu doomu adama sax continuer wul kon donc lépp loo xamante ni day lal mbëggeel parce que l'amour est la seule chose qui est vraie sur terre je vous le dis bien bëgg rek moo fi nekk mu jaar yoon te yàlla rekk tax sans rien entendre loo xamante ni day ñëwaat ci yow au retour da ngay bëgg nit ki te yàlla tax bu ko defee di ngeen mën a nekk bu boobaa mënutul doon benn obstacle bu ñëw ci sa kanam bu yàq mbëggeel parce que du nga ko bëgg te yàlla rekk tax da nga bëgg nit ki te yàlla rekk tax kon na nit ñi jël couple di ci njëkk a jiital réalité te bàyyi wax lu dul dëgg ok yow da nga doon góor gis naa la bëgg naa la nañu wax la ko te wan la li nga xam ne moo nekk ci man te bañ laa nëbb wala ma incarné loo xamante ni tout tard xam na ni boo ko en plus ñuy éviter relation yi nga xamante ni lenn li par responsabilité parents yi la mais lenn li aussi ragalu ñaar ñi ko sekk lay doon bari na ci ñoo xamante ni tey ñu ngi nekk en couple ñu baal ma dañuy dem ba ndogal fekk leen ci ñu tombé enceinte mais seen yaay sax duñu xam fan la ñuy dem laaxaani ji ndax dañu nëbb relation bi loolu noonu part de responsabilité parentale bokk na ci su ma amee sama doom bu jigéen muy màgg léeg-léeg mu ñëw ne ma papa may ma 500 wala 200 ma jox ko mu dem jëndi bonbon wala ak ay crème dem ba benn moment 15 ans di ndaw 6 ans 17 ans ne ma papa jox ma 5000 ma jox ko mu dem jëndi jupe bu rafet ak eau sama xel war naa xalaataat leen. am na ku mu ko bëgg a dem jëndi am na ku mu commencé bëgg et là je te dama lay woo waaw mais boti nu mu fa demee nii qu'est-ce qu'il y a temps yaa ngi naan si xanaa da nga am koo bëgg bu fekkee ne. da nga am sa doom nga yar ko ci ngeen di communiquer mu nekk sa xarit bu amee ku mu bëgg ba nga waxtaan ci moom da nga ko andi ko ci kër gi ma xam ko c'est très important nañ bàyyi di ragalloo seen doom yi pour ñu wax leen li ñuy dund sa doom boo ko juree ci farata si yàlla ak sunu si Muhammad éduqué ko éducation bu rafet mu lay rapproché ba ñeme la bu bëggee kenn ci mbedd mi dina na ko ñëwal suñu kër te it nag c'est pas n'importe qui sax lay wax ñëwal suñu kër parce que am na noo ko éduqué xanaa xamoon ne am na benn éducation boo xam ne boo ko yaree sa doom bu jigéen wala nga yar ko sa doom ju góor ku mu mën a doon ci àdduna bala moo jàpp ci loxoom di ko indiwaat dina doon ku baax far force ndax yar bi nga ko yar moo tax kon kooku loolu aussi part de responsabilité parentale bokk na ci nañ bàyyi di am ay relations yoo xam ne di évoluer ci biti ci mbedd mi sans pour autant mooy dugg si ci biir kër yi parce que jugement des parents day am jugement des frères day am et des sœurs ainsi de suite des copines bu nit bu la bëggee ba nga jàpp ci loxoom ñëw ne ko kii mooy sama papa kii mooy sama yaay déjà jour boobu rek nit ki yow mi parent kontaan nga parce que bi nga xam ne sa doom gi da la respecté
am na benn éducation boo xamante ni éduqué nga ko mais mi ngi jaar ci boobu yoon parce que nëbbu la dara. muy lu am solo kon jalousie maladie li muy yàq mu ëpp li muy defar maane dañuy bàyyi rek suñu coach si nag daal di disposé wu ndax wax dëgg yàlla sonal nañ ko waxloo nañ ko ba muy bëgg a dee mais aussi ñu daal di accueillir ki nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy suñu couple bi ñu invité tey maane dama lay bàyyi nga annoncé leen Vito daal di leen dugal ñu daal di waxtaan ak ñoom après mais dama lay bàyyi aussi nga daal di tàggatoo ak coach sama invité yi aussi tàggatoo ak coach. voilà comme ni nga ko waxee Thiat coach def na fi waxtaan bi nga xamante c'est très important te ñëpp jëlee nañ ci leçon et que gëm naa ne aussi ñii di téléspectateurs yi dinañ mën a def seen i commentaires te ba tey yéen a ngi en direct ci Sénégal 7 14 février la ñu wax coach teewoon na fi dina dem mais tamit mun ngeen a continuer di poser seen i questions ci ces commentaires en YouTube wala sax Facebook bu ko defee après kii di coach dinañ ko jox questions yi moom dina leen ci indil ay leeral parce que aussi nit ki boo ko bëggee comme dangeen ko xamee rek war ngeen a xamante waxtaan ba li nga xamante ne lépp mooy problème di ngeen ci mën a ut solution Thiat comme ni nga ko waxee dañuy accueillir ñi nga xamante ne ñooy suñuy invité du jour mooy couple bi nga xamante ne tey ñoo fi fas yéene toog ñi nga xamante ne ñooy artistes yi fas yéene leen a bégal les chers téléspectateurs waaye tamba dinañ dem laata ñu leen di dalal rek mais Mané mayel coach aussi mu bàyyi numéro téléphone am au cas où ñi nga si bien sûr dañuy bëgg ak fan la situé wu exactement bien sûr nga xamante ni ñi nga xam ne dañoo nekk ci problème wala ci ay difficultés ñu mën ko woo je rappelle que au-delà de coach en amour sociologue la bari na ci ay sujets yu mu war a mën a waxtaanee su ko defee mu daal ciy dimbali ñi nga xamante ni ils en ont besoin. mën na dem sax coach nga joxe li nga xamante ne mooy numéro de téléphone nga tàggoo ak mbokk téléspectateurs yi doon seetaan ak ñi nga xamante ne tey ñoom nga bokkaloon plateau bi muy Kane Diallo ak kii de la petite Dieyla. Ça a été un grand plaisir sincèrement Dieyla à chaque fois parfois par YouTube wala ci rajo bi dama am benn doom bu jigéen bu tudd Oumy elle a 6 ans à chaque fois buy déglu say way da koy toppandoo bu ma koy xool man ci sama bopp damay kontaan et je t'encourage bien ku mel ni yow voix bi may dégg ni ngay évoluer ci way et que amour ci premier cassette yi nga njëkk a génne li nga way ci ameer ci mbëggeel ça signifie que ne bu ëllëgee ko bëgg ku ne di nga ko téye waaye ku la bëgg dina la téye parce que bala ngaa mën a way love mu neex bala nga mën a way love bala nga ko mën a way mu neex day nekk quelque chose boo xam ne da nga koy dund ci sa biir xol man je me suis dit que ne muy moom di Kane Diallo di Dieyla et d'autres artistes yi nga xamante ni dañuy way en ce qui concerne l'amour ñoom ñoo gën a baax xanaa xamoon ni kii wayu amour mu neex am na un cœur propre bu nekk ci dënn bi un cœur propre nag muy bëgg te muy téye wayu amour boo fi dégg mu neex ki ko créé ba way ko xol bu rafet la am ku bari yërmande la ku mën a bëggaate la te bu la bëggee dina la téye sincèrement alors merci coach. waaw ça a été un grand plaisir de partager ce plateau avec vous et que bi ma fi ñëwee je vois des techniciens yoo xamante ni ils sont tellement comiques gars yu am sincèrement Sénégal 7 c'est extraordinaire il y a que des jeunes mais gars yu waxtaan wi bàyyi falma kaf ak reetaan et que yombul toog naa fi benn 2 heures de temps gis leen ci montage yi kaf gi ak reetaan gi mais je sais que ne yombul ma ngi leen di ñaanal suñu borom jàppale leen lépp lu amul communication lépp lu amul yërmande ak jàppalante du sori il n'y a pas de travail pénible pour la personne mais il y a toujours quelque chose qui peut être pénible dans le travail si le mépris ou le manque de considération nit la muy liggéey soo ko ñàkkalee fay bu subaa du bëgg a ñëw kenn ku ci nekk lay encouragé moroomam kenn ku ci nekk bu gisul moroomam na ko woo ndee leen demante ci seen i kër di nemmonte côté wala nu mu koy waxati ci wolof nemmeeku di xool nemmeeku di waxtaan moom bu amee booy démb ba léegi dégguma la ci loolu nekk ok sister alors nu mu fa demee noonu ana sëñ bi mi ngi ci jàmm ana xale yi ànduna loolu moo ko yor loolu muy mbëggeel et que loolu moo tënk lépp ci lu baax maa ngi leen di ñaanal di ñaan plateau bi nay sax di jëm ci kanam lu baax lu ne loo xamante ni di ngeen ko bëgg ci seen télé bi fi ngeen bëgg mu àgg fa suñu borom àggalee ko fa et que jeunes artistes yi di débuter seen carrière aussi longévité à vous et bonne continuation je sais que c'est pas du tout facile mais nag avec le courage suñu borom dina leen jàppale barki Sëñ Fallu barki man tubarkalla alors regretté wuñu benn yoon accueillir ko ci sunu plateau Saint-Valentin fii ci Sénégal 7 indi na ci ay waxtaan ak ay leeral yu am solo que ça soit muy Mané Dieyla man ba ci Kane Diallo kenn ku ci nekk laaj na ko ay questions te yaakaar naa ne résultat yi ngeen am ci sa façon de répondre kontaan ngeen ci bu baax a baax moment la boo xamante ni nag damay delluwaat ca plateau ba daal di waxtaan ak Vito mu borom dëkk bi mu daal di may dugal sama couple bi nga xamante ni tubarkalla Mané mbaa xam nga ne nekkati couple balaa neex kenn ki doon ibaadu loolu ngay wax nànk tubarkalla muuru def sikkim aca Vito doxala Vito fan nga féete ak Mané foo féete maa ngi leen di nuyu maa ngi nii Sénégal 7
studio 14 taxaw sama taxaw maa ngi fii ak Fallou Mbaye le jeune ñu ngi fii aussi di déglu seen waxtaan waaye li ma métti mooy da ngeen yeewi coach te sama question duggagul parce que bu leen fàtte ne on est en direct sur YouTube et Facebook internet yaa ngi posé seen i question yaa ngi bëri ku ci ne mu ngi joxe ay question waroon naa leen ko posé mais am na benn bi nga xamante ne moo gën a bëri fii nii bëgg naa leen ko posé coach du fa nekk waaye couple bi bu ñëwee ngeen waxtaanee ko mbaa yéen a ngi may dégg. waa ñu ngi lay dégg bu baax Vito. ma ne yéen a ngi may dégg. bu baax sax ay ca ñu dem. ma ne. waa. question yi bëri nañ lool. gaa ñi dañ ci doon profité xam nga xale yi dañoo bëgg mbëggeel. waa ay waxi mbëggeel da leen di jooyloog yooyu. waaye am na yi nga xam ne internautes yi posé nañ ko benn bi nga xam ne moom laa tànn rek pour poser leen ko. coach du fa nekk waaye couple bi bu ñëwee tamit occasion lay doon pour ngeen waxtaanee loolu noonu. gaa ñi ñu ne c'est quoi le rapport entre l'amour et le sexe parce que boo seetee dëkk bi aphrodisiaque ku koy jaay day jar boo ne mbëggeel xel day dem ci yeneen ak yeneen léegi nag mbëggeel ak loolu ban njëriñ ban rapport la am ndax mën nga bëgg sans àgg ci loolu wala mën nga àgg ci loolu sans bëgg ki nga nekkal. mais Vito. waaw loolu incha allah. waaw kii nga xamante ne mooy coach. bu ñuy tëj. dinañ ko jël benn 3 minutes. mu répondre ci question boobu. mais dama lay jox kii di chat. bu ko defee ngeen waxtaan brièvement ñu dugal li nga xamante ne mooy couple bi. bu ko defee ambiance bi mun a dem en chat. ay ca chat. aca macha allah indi nga tem nag bu am solo boo xamante ne mi ngi perturbé un peu relation yi nga xamante ni mi ngi fii ci Sénégal surtout nag les célibataires parce que bari na ci xale yoo xamante ni seen yaay da leen di takkaloo seen i sër waaye damaa bëgg nga wan ma sa mbëggeel fu mu toll ci man mi ngi toj dëkk bi te loolu it yàpp naa ne boo bëggee nit maanaam lenn loo xamante ni dina ko gàllankoor mbaa mu koy teg ay problème da nga ko war a éviter alors nañu gën a amaat yërmande ci yaay faal yi waaye yaay faal yi aussi nañu bàyyi di tenter góor ñi parce que tamit dañuy waxtaan te comme ñun nag comme on est sur l'internet te lépp rek ça se passe sur internet nañ koy waxtaanee c'est bien beau ñuy éviter di bañ a tooñ jigéen ñi mais tamit jigéen ñi nañuy éviter aussi di provoquer góor ñi naan di leen wan naan est-ce que vous êtes capable de faire ça parce que loolu dafa am maane effectivement bari na ci ñoo xamante ni tey par exemple ñu baal ma tuuti bu ñu seeti jee seen i copains sax am na yenn réaction yoo xamante ni buñ ko deful dañ naan leen ay yambar lañu wan ma fi nga toll ci man très bien donc daf ci am yoo xamante ni daal comme tey nee naa la kër yëpp a ubbeeku pour recevoir nan koy waxtaanee rek te xam ne lépp na rafet tubarkalla léegi nga doon coach yooyu de caat. ah yéen mbay dañ maa formé. Vito. li nga Vito Gaye. gone du ko wax ci mbëggeel. gone rek ndeysaan. ma tarxiis ndeysaan. mais dalalal sunu couple yi. caat. waay dafa am benn mag ju naan. waaw. jaay laalo fa cere ja ñoree. tubarkalla ajaratu joodo mbaay. beneen mag ne ma. Vito Gaye. du noonu lañ koy waxee ma ne ko naka lañ koy waxee mu ne ma jaay laalo fa cere ja suusee. tum. waaw ndax cere du ñor day suus. waaw wax nga dëgg tey nag fii suus Sénégal c'est a suus. bu ñuy waxtaanee mbëggeel indi coach. ñu waxtaanee mbëggeel indi ay artistes. déggal li ñuy waxtaanee mbëggeel nag ñaari couple da ciy war. couple sax da ciy war laay wax. ñu dalal nag monsieur et madame Kane. tubarkalla ñu siwlise seen siwlise. macha allah sañse seen sañse. génn ndànk. ñëw fekk si ma fii ma taxaw. macha allah ay ca kan lee kan. xale yaa ngi wala mag ñaa ngi na ngeen def nuyu nañ leen. ngeen siwlise seen siwlise nii monsieur et madame Kane caat nee na sànq man gisaguma leen woon sax xanaa da ngeen déggante yéen ak ñoom parce que ñun ñoo ngi fii ñoom ñu gën ñoo xam li xew fii nu mu demee. olof day am lu muy wax nee na ci moom balaa mooy neex rek day baax rek mu xeeñ. moo tax tey. waaw madame siwlise na caat. waaw. xanaa daa am ci yeneen yoo leen ne. déedéet maa ngi lay déglu. dañoo yàkkamtee gis gan yi ma déglu. waa ata ñëwal replay ma. monsieur et madame Kane. waaw. siwlise nanu. tubarkalla sañse nañu seen sañse. maa xam nga ne yow ku la jege danga koy jalis. dëgg la. tubarkalla loolu sama yëf la. léegi nag dama leen di bàyyi ñu doxantu ndànk. macha allah ñëw ci plateau ba. macha allah ma nit question internautes yi. waaw ma ñëw ci plateau ba. waaw ñu waxtaanee si li ma leen posé ki sànq. jéena kon à tout de suite. ndax yow am na foo ma war a doxantu jël après. dëgg la waaw. jéena ñu waxtaanee moom laay tëjee. voilà ok chat. c'est le moment aussi Mané ñu daal di accueillir suñu couple bi. waaye la laataa ñu leen di accueillir chat. waaw foofu damaa bëgg rek ñu ñëw nànk dugg. ñu dem jëli suñu page publicitaire. parce que partenaires yi si lañ bokk. laataa rek lii di invité yi. couple bi. waaw fas yéene installé wu chat su baaxee rek. loolu moo baax.
ñu dem macha allah ata ñu dem ci suma juumul Empire Design la ñuy njëkkee. ak ki nga xamante ni mooy El Company. tubarkalla. régie bu baaxee ñu dem ñu dellu si waat ci plateau bi à tout de suite. Empire Design, le magasin d'ameublement et de décoration vous ouvre ses portes. Empire Design, Yexina Bir Sénégal. Vous y retrouverez facilement vos meubles. Coup de cœur, nous vous inspirons à meubler dans un style qui vous ressemble grâce à des meubles uniques, luminaires, articles déco de grande qualité. Aménagez votre intérieur à des prix imbattables. Empire Design, boo fa duggee li nga soxla lépp ngi ci biir jëm ci meuble ak ay décoration yu amul fenn ba pare nag yomb lool. Meuble idéal pour votre salon, entrée, chambre enfant ou salle de bain. Créateur d'ambiance avec Empire Design, retrouvez l'inspiration. Un large choix de meubles et accessoires pour tous les goûts. Retrouvez-nous en ligne sur www.empiridesign.com et sur toutes les plateformes. Empire Design, style et confort, notre priorité. Vous voulez un service de restauration de qualité adapté à vos besoins? Choisissez El Company, spécialiste en gâteaux, plateaux salés et sucrés, petits fours, amuse-bouche, jus locaux. El Company vous propose diverses offres avec un service après-vente de qualité. Pour vos cérémonies familiales, mariages, anniversaires, baptêmes, séminaires, faites appel au restaurant El Company au 77 171 07 66 ou au 77 630 99 75 et vous serez livré. Adresse Ouakam, cité Comico en face de l'hôpital Annette Mbaye d'Erneville à El Company. Nous avons beaucoup misé sur la qualité de nos produits. El Company, votre satisfaction, notre priorité. Merci beaucoup à la régie si page publicitaire boobu ngeen jox Thiat nag lii moo nekkoon li nga xamante ne mooy suñu partenaire ñu ànd si nag ak ki nga xamante ne ñu mooy suñu partenaire leader mooy fi nga xamante ne fu yaañi fi ñu nekk muy Empire Design. Empire Design nag comme ni ma la ko waxee rek saa su nekk dañuy def lépp li nga xamante ne dafa jëm si ameublement location de maison lépp lu jëm si kër décoration tout comme ni ngeen ko gisee si boobu les publicité dañ koy joxe dañ siy yëngu donc nag mën ngeen a woote si ay numéro de téléphone yi nga xamante ne dañ leen ko affiché au bas de l'écran ak li nga xamante ne mooy site web bi nga xamante ne mun ngeen see dugg di empiridesign.com boo leen fa duggee mun ngeen def seen achat en ligne ñu livrer leen ko ak ay jumtukaay yi nga xamante ne macha allah gaaw na loolu te am njariñ waaye Thiat dafa am keneen ki nga xamante ne suñu biir yi tey ji bu feesulee duñ fi mën a toog di wax macha allah li nga xamante ne mooy suñu invité yi di Kane Diallo ak kii di Dieyla ñoom xam nañ ci dara parce que am nañ leen jotoo leen ñamal tuuti muy El Company. El Company nag di def lépp li nga xamante ne mooy dem si sucré salé ñoom nag loolu moo nekk seen spécialisation donc ñoom nag ñu ngi nekk fële chez Wakam en face hôpital Annette léegi nag di lañ leen afficher tout en sachant que numéro de téléphone yi bu ko defee ngeen xam ne di ngeen mën a woote livraison bi nag 30 minutes rek lay durer bu ko defee ngeen jot seen commande si nu mu gën a gaawee Thiat macha allah feccum liir bu neexee rek nday ja daa téye ca mbagg ya te tubarkalla suñu amuloon fu yànj fii du ñu mën a dalal suñu gan yi surtout nag sama ñi nga xamante ni ñoom su may ànd ak ñoom dama leen di bëgg a dalal foofu am solo ndax xam nga way day ànd ak inspiration ak décoration bu rafet xam nga ne boo duggee ci décoration bu rafet da ngay am inspiration toog fi alors yooyu yëpp nag mu nekk ci yoo xamante ni macha allah sama rakk ji tubarkalla kontaan nañ ci ñoom ñëpp surtout nag ki nga xamante ni moom mooy El Capo non seulement dafa baax nekk nit koo xamante ni wax dëgg yàlla dafa jovial serviable nekk nit koo xamante ni au delà de lii muy décoré wax naa la ko démb nee naa la ku amul xol bu rafet du mën a def lu rafet donc il faudrait nga nekk un vrai designer pour mën a indi yi nga xamante ni sénégalais yi dañ ko soxla un peu partout dans le Sénégal dañuy seetaan Sénégal 7 la chaîne qui redimensionne vos émotions et qui vous redéfinit maa ne dañoo dalal nag suñu couple bi macha allah di le couple Kane tubarkalla kenn ki di wuyoo ci Daouda le grand monsieur mais man sa Valentine moo may daaneel tubarkalla Ibaadu bu am cas les femmes d'abord ou bien les hommes d'abord madame les femmes d'abord la galanterie alors madame Kane bonsoir bonsoir déggal loxo bi jëlal loxo bi ñoom man ke ñoom nañ def lu leen saf alors maa ngi lay nuyu ñu lay fay di la kontaane bu baax vraiment ci Saint-Valentin bi noo ko dundee waaw maa ngi nuyu képp ku ma fekk ci plateau bi waaw di sant yàlla bu baax a baax
waaw Saint-Valentin bi nag maa ngi ko ànd ak tey ak monsieur Kane may madame Kane muy Kane au carré Kane famille ñu fas yéene ñëw rek bégal leen waxtaan ak yéen nag rek li ñuy dund rek ndax ñun mbégte rek la ñuy dund. feeñ na seen visage. man caat xamala laa bëgg. waaw li mu ngi wax instant mi ngi jovial ki nga xamante ne ak Kane ak Dieyla laa bëgg. ñu yëkkatil leen loo xamante ne. est-ce que duñ bàyyi monsieur nuyoo wala monsieur na off. non monsieur na off ñuy yëkkati ba nga xamante ne dinañ ko gën a dund man loolu laa bëgg. jamono ji ñii de wóolu naa leen ci. sama yaram a ngi koy laaj. yow mi nga xam ne bëgguma ku dul yow. waaw waaw. jaral nga ma guux pétrole di walangaan ngara jaral nga ma dema wa sa xalaat. déggal li. dema wa sa xalaat ma wax la sama xalaat yow. waaw. monsieur madame Kane Diallo Diéré. maa ngi leen di ñaan. yàlla barkel seen sëy bi ey bu leen di réeroo wow bu leen di réeroo bu leen di réeroo Dieyla woyal ma ci ñi Kane Diallo Diéré. tubarkalla. xam nga bëgg yëg moo koy fay. maa la wax lii. waaye yaay sama noof laay. ak a neex. kon nag tool bi nga war a bay. déggal loolu. bul ko bàyyi mu booy. monsieur Kane wane ko mu wane la jarul nga koy nëbb mbëggeel bu dee dëgg. madame wane ko mu wane la kenn du ko nëbb mbëggeel. déggal lii. dañuy def lu soft rek waaw man sama yaram a ngi daw mi ngi lay dal. dama am ay chair de poule instant yi nag sama góor monsieur Kane bu ko neexee na mën na dugg. aja. am naa ni balaa maa dugg dina doy waar. dina doy waar sama yaram bi day kurkur. franchement parce que dafa am lu neex ci xol. xam nga waxkat ba dafa wax. lu mu wax déglukat bi dégg. ne ko jamono joo gis. jamono kii kañ wax. ak kaka wax. la mu taalif am na solo la mu taalif Kocc Barma la ma teg ci leneen. jamono yi ki la ne kamu ni ak kani ba dajee. moom nga suwaay. sama suwaa mooy yéen. parce que yéen ñu dalal. ma nit ma wax ko ni moom. li ma koy faral di dee suñu tëddee. ma ne ko jigéen am na ak jigéen. ne ko soxna ak soxla. kilifa ak ki fi sës ak ki ne fàng. te moom mii nee naa ko yaay sama princesse sans cesse. ëpp na. kii mais poyam ngay am foofu de caat. déedéet ku ñu invité. mais sa waay dafa mel ni ki waay moom ku ñu invité laa bëgg a xam. c'est l'émotion. dëgg neexul. madame lii loo ciy wax. kontaan ci rek. lépp moom la rek. moo ma dooleel. nekk ku charmant. beau mignon galant. bëgg ma. yërëm ma. waaw xoolul nag nu ma mel ak nu ma mel. gisul ci man lu dul rek lu baax. waaw moom daal dafa neex a nekkal moom mooy le prince le plus gentil et le plus jovial. waaw mooy sama buur tamit. est-ce que tamit kii di Kane ak Dieyla duñ ma mayaat leneen rek parce que instant yi sama xol baa ngi frigidaire quoi nay ambiance. na lingi yo na mote mananga momimba bolingo langa seyo ye nakalanga yo baby langa ye bolingo langa seyo ye yo monsieur Kane wax ma ku lay foon yo madame Kane wax ma ku lay foon yo monsieur Kane wax ma ku lay foon yo madame Kane wax ma ku lay foon bisu 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 oui ma luy doy na luy neex na bu fi yemoon sax mu neex li wallahi barkalla aca Dieyla boo leen di mayaat di play ki la bëgg ba bëgg la te bëggantu la loo ko mënti defit du ko gis ndax mbëggeel ga lay xool kan ki la bañ ba bañ la te bañantu la loo ko mënti defit du ko gis ndax mbañeel ga lay xool ci waay ay sama waaji ay waay madame bëgg naa la bëggoo lambi ci mbelgoor monsieur Kane mu madame Kane la man de way naa leen tubarkalla juddu ba rëy ndey ak baay la
waaye fulaak fayda boroome gis bëgg yàlla koy def ci jaam ay madam neexu leenam waaw wallaay ni kenn bañu ko madam kan neexu leenam waaw wallaay ni kenn bañu ko ay monsieur neexu leenam wallaay ni kenn bañu ko ay madam neexu leenam monsieur kan kenn bañu la may maane doxalal dugal fu la neex foo jaar yoon la c'est que fi mu ne nii man dama xamul sax lan laay def tubarkalla lan laa bëgg fi mu ne nii waaw xam naa ne li ma leen di defal instant ni téléspectateurs yi seetaan waaw xam naa ne commentaire yi di ngeen bëgg ma may leen ko mais duma leen ko may dañ koy denc ak Vito no chat gis nga fii ñu nekk nii di Empire Design waaw ñëpp a fi bëgg a def benn weekend bu baax tubarkalla te ñoom dama kontaan si ñoom waaw Empire Design may na leen VSD fii dégg nga lii ngeen fas yéene bége dund seen amour Sénégal 7 spécial plateau Saint-Valentin avec Empire Design ñoom may monsieur et madame Kane benn VSD bi nga xamante ne ñoom ñaar dong ñu dund seen mbëggeel comme nu mu ko waxee acca mi ngi noonu du yomb man xam naa ne madame Kane ak monsieur Kane ñoo raw benn ñebbe ci cin bu ñu ñëwee fii dinañ xam appartement yépp acca jeex na dama la laa bëgg jamono ji nag chat waaw ñu dem jëli li nga xamante ne parce que ki nga xamante ne mooy Vito dem na seeti ji benn artiste tubarkalla fas yéene ànd ak moom guddi gi jeexale ko foofu waaye daataa loolu ki nga xamante ne mooy jaaman nga xamante ne damay jox kan jàllo rek mu wax si li mu xam si jaaman tuuti parce que ñoom ñaar am na li nga xamante ne ndroo nañ ko mooy lover bi donc kan dama bëgg rek nga wax ki nga xamante ne mooy jaaman nga xam dañuy ñëw si moom léegi si li nga xamante ne ñu ko may si Saint-Valentin bi may ko mbokku téléspectateur au Sénégal 7 aujourd'hui c'est dimanche soir nee naa leen lépp li nga xamante ne si amour lépp li nga xamante ne fête la dañ leen koy jox kan sa grand frère waaw Diamane c'est un ami c'est un frère c'est un Baye Fall machallah machallah mu nekk nit koo xam ne tamit ku nekk ci yoon bi di def lu nice tout à fait vraiment donc machallah daal moom chapeau Aliou ngeen bokk chapeau love gi voilà ñu bokk lépp waaw gis nga loolu nandite la mooy yow ñi ko mën a waaye te mu neex yombut di tubarkalla aca voilà borom sekku ñu bàyyante jëy la kooku rek la ñuy dem jëli ji nag dellu soit ci plateau bi léegi à tout de suite à tout à l'heure tout d'abord maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal d'abord di ñaan suñu borom jële fi li nga xam ne moom mooy mbas bi cette maladie là qui a touché tout le monde donc di ñaan mu teggil ñu ko donc su ma la koy wax amour moom je pense que ni tout le monde a sa propre définition si lan mooy mbëggeel mais je pense que ni sentiment la bu nit di partager envers itam moromam donc muy xarit wala muy jabar jëkkër ak jabar wala copain copine donc c'est quelque chose boo xam ne quelque chose de très fort buy lié ñaari personnes et je pense que ku ci nekk am nga sa définition appropriée boo ko jox voilà mais moi je pense que ni lu baax la luy lié ay doomu aadama yoo xamante ni c'est quelque chose qui lie deux personnes et de façon ak benn ni ñu ko mën a waxee bu fekkee ne ci façon bu nekk ci ak ci contexte bu nekk rek ni ñu koy mën a utiliser donc muy nekk loo xamante ni je pense que comme ni ma koy am habitude di wax jarul sax ñu koy wutal jour parce que c'est tous les jours qu'on vit ça voilà une anecdote je pense pas que lu ma jàpp sama xel la mais en tout cas je sais que je suis une personne comme yeneen nit yëpp donc j'ai eu à aimer on m'a aimé gis naa ay nit donc mais lu ma si mënti dund rek te mu nekk affaire de love lu positif la parce que c'est à la base quelque chose de positif donc je pense comme muy gën a élargir di wax bëgg bi nga xam ne suñu fan yi dañu koy bëgg sax c'est quelque chose qu'on doit respecter et lu ñuy jox cër la bu màgg mais moi je pense que amul anecdote bu négatif si amour ay histoire la yooyu jot a dund sa life et c'est toujours positif même su fekkee am na lu négatif autour sax donc bëgg moom bëgg rek moo koy fay quoi. xam nga nag à bas âge dama doon déglu ay Phil Collins ay Dire Straits donc naturellement ay artistes la yoo xam ne qui ont beaucoup chanté l'amour donc comme ay One More Night ay sons la yu ma bercé depuis mon enfance et ay sons yu bëri en fait waaw comme ni ma la ko waxee comme ay Phil Collins comme ay Red Wine de UB40 donc ay sons la yoo xamante ni qui m'ont beaucoup marqué ci sama life waaw d'accord donc man je vais chanter peut-être One More Night
One more night, 'cause I can't live without you. C'est un son de Phil Collins que j'ai. Bu ma nekkee boy laa ko doon déglu, c'est un son très nice qui parle de beneen chance boo xamante ni mu ngi koy demander partenaire am peut-être pour beneen nuit. One more night mooy si tu pouvais juste me donner une autre nuit pour que me prouver la li nga am, parce que tout le monde sait que ci bëgg day am ay parfois ay yenn affaires yu ndaw yoo xamante ni mën na xew sa diggante ak sa partenaire. Ça peut être des regrets. Après tu te dis si seulement je pouvais retourner en arrière ba corriger loolu. Donc c'est des textes très profonds yoo xamante ni comme ni ma koy waxee man. Tout le monde me taxe de ouais tu chantes l'amour. Je dis tout le temps que man je chante des problèmes yu am si love. Donc l'amour c'est quand tu chantes une fille, tu lui fais des éloges, ouais tu es belle, ça c'est bien. Mais moi j'essaie toujours de ma xool loo xamante ni mën na am ci diggante ñaari nit. Par exemple nga bëgg nit keneen na bëggul. Par exemple nga bëgg nit sa yaay bëggul. Par exemple nga bëgg nit moom bëggul. Donc comme le son nee naa waaw ça parle de ça. Comme le son c'est que ñu banante c'est des problèmes d'amour yoo xamante ni ay problèmes la soo xoolee si texte bi ba si biir ak chronologie bi da ngay xam ne lii du wayu juste mbëggeel nii mais c'est un problème buy exister tout le temps ci ay couple. Ça parle d'orgueil, nit bu téye fenn tu sais que tu l'aimes moom xam na ne bëgg na la mais mu téye fenn nga téye fenn et c'est des choses yoo xamante ni c'est de façon un peu regrettable parfois day indi ay problèmes si entre ay vie de couple quoi. Merci beaucoup à la régie si li nga xamante ne mooy élément yooyu ngeen ñu jox nee naa la Sénégal 7 lii la waxtaan bi nga xamante ne day ànd ak li nga xamante ne mooy reportage artistes yi yëpp xaj nañ ci biir donte nag li nga xamante ne mooy guddi gi lépp mu ñu see xaj caat comme niñ koy waxee li dur si cin li duuf si nag bi xajul si cin li maa la wax li voilà mais nag dañuy dem jëli ki nga xamante ne mooy Jobs Brain moom it am na lu am solo lu mu def moom ak Cherifou ñu dellu soit si plateau bi léegi laataana ki nga xamante ne mooy Dieyla ak Kane Diallo nga xamante ne suñu invité yi nga xamante ne saa su nekk dañ ñuy bégal ñu def nag suñu ambiance bu baax jagle ko ñi nga xamante ne mooy monsieur et madame Kane à tout de suite à tout à l'heure. C'est Cherifou Jobs Brain. jaajëf yaa ngi am Cherifou and Jobs Brain nuyu Sénégal 7 yëpp. anecdote bi ma gën a marqué boobu yàgg na su ma juumul 2014 la woon ki may sëyal nii moom laa demoon seeti ji man maa ngi nekkoon ñàgg moom mu nekk Sangalkam benn tabaski ma sàccoon engin sama engin tonto dem seeti ji ko retour bi 15 bi jeex quoi. ma ñëw ci digg àll bi foofu àll la 15 bi jeex bi 15 bi jeexee moom xooleem man dama ko sàcc ba pare ndar naa fanaan ci àll bi te tons day xëy maintenant bi dem job bi ji Lac Rose léegi benn gayen rom ma yor moto quoi maa ngi sol benn ensemble jógi du ma ko fàtte ma ne gayen bi est-ce que doo ma takk quoi comme ni ñu doon def takk moto gayen bi ne ma awma lu ma takkee mu sumi sama jógin booy pantalon bi laa jël takk ci ñaari moto yi léegi comme que je suis bi gayen bi di daw xam nga moto bu tàngee ba même bu 15 bi jeexee sax mun na tàq man may accéléré booy moto bi jékki-jékki rek tàkk fekk gain lu mu doon daw bariwul man maa ngi accéléré ba ñëw romb gain bi buum bi tendre li fa xew moom du ma ko fàtte ba tey loolu cofeel moo ma ko dekk donc mbëggeel la donc c'est pour vous dire que ni love dafa doy waar quoi des fois dina dugal nit ci détails yoo xam du ci sax bàyyi xel ay risques yoo xam ne day doy waar il fallait que ma gis ko guddi boobu noonu quoi mën na ma woon waaye ma def sacrifice boobu de amoon moyen de transport ma sàcc moto dem seeti ji ko temps engin moo xewal li ma lay yàgg na de scooter sax bariwul woon. waaw amour moom ku la wax mën na ko expliquer sax xam naa ne day jéem a créer rek amour moom benn yëg-yëg la boo xam ne nii ci nit lay nekk ak ki nga koy dundal loo xam ne c'est pas palpable quoi kenn mënul wax ni kii lii moo tax mu bëgg ko quoi gars yi ci àdduna ba mu dee àdduna ba tey dañuy làmbatu rek waaye amour moom. ay sentiments yoo xam ne pour man yàlla moo koy def ci ñaari nit moom mu relatif quoi man loolu laa jàppee amul sama définition bu gàtt. ouais am na benn sound mënu ma ko way nag parce que am habitude di këru kii mais love story la tudd bu Indila je pense que ne loolu xam nga ko ci man sound boobu daf may defal day yokk sama cofeel comme xam nga ñëpp laay bëgg damay bëgg xarit damay bëgg doom bëgg yaay daf may jox yërmande quoi love story bu dee mosoo ko déglu demal nga déglu ko yéen ñi may seetaan dama leen ngeen def Indila love story sound ba mu xol la ba mu mélodie bu yokk cofeel di def yërmande à part boobu dama bëgg neema yee bu Cherifou Jobs Brain d'habitude sax bu ñu lay def lu ay vidéo birthday
refrain boobu laa lu may woowee man tam na la def na la sama biir xol bi histoire bi daf ma marqué mélodie yi ne ci sound bi te dafa nekk track boo xam ne dafa génn defar ay sëy bëri na ay fans yu ñu am yoo xam ne tey dañuy woo dañu Cherif Diop sa brain seen sound neema yee ci laa xamanteeg sama show ba yàlla dogal sëy suñu diggante dafa créé ay sëy yu bëri yoo xam ne dañuy dem ba am occasion gisanteeg ñun ñu nettali ñu seen histoire ak sound boobu quoi donc ñoom track boobu fa leen jaaree bëgg Cherif ak Diop sa brain muy neema yee bu Cherif Diop sa brain. am na benn bi dama laa nopp la bu El Hadj Diouf mooy artiste la bi nekk Canada kooku moom j'aime bien ses chansons quoi man fansam la quoi ci par rapport ak musique am et arrangement am mais dama laa nopp boobu dama gis ni dafa jege quoi dafa jege consommation bi dafa jege. Linguère bu Cherif Diop sa brain ak Damel bu Dieyla puisque loolu moom lépp ci Linguère la jógee rek pour man c'est les bokk na ci meilleur sound yoo xam ne fii ba 10 ans doo am sound yu sut ñaari sound yooyu noonu quoi waaw di ci sound yu am la yoo xam ne ku nekk bu ko remixoon mën na cee am dara quoi ku ci nekk bu ko dëppoon teg ko ci yoon que paroles yi ci nekk mën na ay son quoi ku ko daaj di nga def album quoi albumu love benn Linguère rek mën na defar albumu love waaw. man tàmm na la def na la sama biir xol bi ne may xam naa ni yow la yaay ki muy gis may saytu ne may yow rige juma kër otul lu bëgg wax ma ne may yow xam nga ni suñu bi yaak ma loo ma gën a sori sama jëm ji daw vitesse xol bi den wow te loo ma gën a jege may gën di daanu leer kay jege ma merci beaucoup Sénégal Sen Cherif Diop sa brain. voilà Thiat li moo nekkoon ki nga xamante ne mooy Diop sa brain Cherif ak ki nga xamante ne mooy Diamane ak Diop sa brain Cherif ñëpp xam nañ leen si woyu mbëggeel ki nga xamante ne mooy Kan Diallo wax na si li nga xamante ne li ma xam si Diamane mais nag Diop sa brain Cherif dafa am ki nga xamante ne daf fay toog ñooñu nekk ay papaam nekk ay nijaayam nekk ñi ko boot donc man Thiat dama lay bàyyi nga jox ki nga xamante ne mooy Dieyla mu wax si li nga xamante ne moom la xam si kii di Cherif ak Diop sa brain seen way yu am solo wayu mbëggeel yu am solo ñuy waxtaanee laataa rek ñoo ñëw def ambiance fas yéene nag jeexal guddi gi en beauté. macha allah moom suy wax ci ñaar ñooñu day nekk loo xam day très facile. parce que dañ ko tete wan ko yoon jàppale ko bu baax nag ndax nekk ndaw li nga xamante ni moo nekk ci sa dënd nga bëgg koo génne gis ay nit yu la accueillir di la permettre nga mën a faire sortir la boule d'énergie positive bi ci yow. di ko jox askan wi loolu yombul alors Dieyla wax ci Diop sa brain nag moom Cherif day xam naa ne du métti. acca ñooñu ay témoignages très rapidement rek yoo xamante ni mën nañu bàyyee ko ci yow daal di dem ci ñoom. waaw Thiat man comme la ma lay wax rek bëggee dafa bëri façon. tubarkalla donc mën nga bëgg sa mag. bëgg sa yaay. waaw bëgg say rakk. ñoom nag samay frère lañ ñoo xam ne yàlla mu boole ak ñoom. macha allah waaw ñooñu man ak ñoom li ma leen ñaanal mooy li ñu bëgg rek yàlla defal leen. amiin macha allah parce que dañuy ñu baax ñoo xamante ni ñun xam nañ ci dara fu ñu leen soxlawee dañuy présent bu fekkee ne amuñu ay imprévu dañuy ñëw daal di recevoir li nga xamante ni mooy suñu invitation. donc dañ leen di kontaanee maane. wax nga lu am solo guddi gi jeexagut ndax li ci des te mu nar a neex lool ba jaaxal ñi nga xamante ni ñooy seetaan day bàyyee ko ci Kan Diallo ak Dieyla ñu bégal suñu couple bi nga xamante ni man bi nu dikkee ba tey gisoo damaa xaw a changé sax ndax ñoom dañoo ñëw ak allure. non dañoo ñëw jël lépp buzz bi et tout fas yéene koo jël rek dëkkoo ko. mais li ñuy wax rek xam naa ne mbokk internet yi. boo gisee commentaire yi Thiat. ñoom ñëpp ñu ngi naan dañoo bëgg ñëw si fii nga xamante mooy Impari Design mais pour wax leen rek. kii di Dieyla ak Kan Diallo ñoom ñu ngi ci plateau wax leen son yi ngeen bëgg rek si commentaire yi ñu jox leen ko en live. ba mu neex Thiat. tubaarkàlla bu baaxee rek. ay ta jëlal. jeex na kan ni tey dañoo bëgg nga may ñu ci sa chanson yi nga xamante ni def nga ko wala soit yoo xamante ni daal foo ko déggee sa xol day sedd man moom xam nga bi ma bëgg danga koy tëjee wala danga koy tàmbale Whitney Stone sama xarit yow magum jëm nga bëgg de. non mais boobu foog mu ñëw waaye essayé xam naa ni. baat bi neew fi mais. bañ a fee ne. waaw noonu dañ kii rek xam nga. man xam naa la da ngay piéger nit ñi. dégg nga nee na baat bi neew fi. déjà bàyyi ko mu dem. should stay. dégg I will only be your baby.
So I go, but I know I sing of you every step of your way. And I will always love you. We'll always love you. Dégg nga. My darling you. Nga baal ma mais yi fi Monsieur Madame Kane. Yéen laay wéyal. man duma bett te way na way wi fam ko war a waye parce que c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors Dieyla fooy féete yow. déedéet foo ma indi baax na. kii daa yëg sa kaw poña la. ah mais kaay xamante nañ. ana booy indi. dañu xamante da ngaa fàtte. xam nga Dieyla ñun dañ fee nekk am fi nga xamante ne foofu nga jóge waaw bëgg ñu see dellu dégg nga déjà commentaire yi ñoom ñi nga xamante ne ñoom mbokk téléspectateur ñu ngi koy wax donc xam nga laa bëgg waaw bu ñu fontoo Dieyla yëkkatil yëngal nit ñi nga frissonné ñu rek laata ki nga xamante ne Vito di àgg si artiste boobu ñu fas yéenee dem jeexalee guddi gi dégg nga yow ku ko dundul du ko seede dégg li dafay feexal xol dalay wan yoon nga xam fi la féete mbëggeel ni mu neexee yaay ku ko dundul du ko seede waaw dafay feexal xol dalay wan yoon nga xam fi la féete bu dee tribunal loo bëgg naa atti ma teg na ci sa xol nangu naa li ma wan a tax ma dëddu sama àdduna madame Kane yow bëgg naa maa ngi running monsieur Kane running ngir gis la maa la wax lii de I wanna stay all day by your side mania waay dammeel bëgg naa la dammeel fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la amoon dof lay doon ndeysaan bravo waxoon naa leen ko da leen di piéger xale bu leen dara nga kontaan alors moment la bu ñuy njëm daal di xooli ki nga xamante ni moom mooy Vito bu ko defee ñu daal di koy fekk ji fële ca ndaanaan ba mu dem seeti ji nag bu baaxee avec la complicité de toute l'équipe de Sénégal 7 ñu dem seeti Vito daal di ñëw àndandoog yéen ba tey ci guddi gi daal ko fay jeexalee ci kàttanu yàlla bu ñu ñëwaatee ci plateau bi à tout à l'heure. Très chers internautes, ravi de vous retrouver. On est en duplex. On te salue, on salue Thiat. Aujourd'hui, on parle des amoureux de l'amour. Spécial Saint-Valentin. Nous avons une incursion qui studio Diaw Diop bettu ko. Diaw dañu la bett tay. Waaw, ça fait plaisir de vous recevoir dalal waa Sénégal 7. Yéen a ngi ñëw tay studio fekk ñu ñuy def ay atelier yu ndaw. Donc you welcome. Tay on va parler d'amour, ñu fekk fi un amoureux de l'amour, quelqu'un qui a chanté l'amour. Woyé nako nu ne la Diaw woyé l'amour. Diaw woy na Didi, woy na Lucum, woy na waxé na amour nu ne. Diaw la sa digënté ak amour. Qu'est-ce qui se passe entre toi et l'amour? Bon, je pense que c'est une histoire d'amour. Parce que l'amour et moi, il y a une histoire d'amour à l'intérieur entre nous. Donc bon, je pense que comme gars yi niñ koy waxee souvent dans la vie pour moi tout est amour. Parce que nit ki lépp looy def bu ci mbëggeel jiitul ni nga koy defee sax du baax. Parce que li ngay def ak amour mooy ëpp souvent résultat li nga xamante ni da nga koy def sans amour. Donc vu que je suis amoureux de ma musique, donc c'est normal que je chante l'amour. Maintenant, tu vas nous donner ta propre définition de l'amour. Pour yo, l'amour, c'est qu'est-ce que ça signifie? L'amour, exactement. Bon, je pense que mbëggeel li muy signifier tey c'est inexplicable. Parce que tey dañ la day nekk loo xamante ni daf la ëpp doole. Parce que depuis bi ñu nekkee xale da nga dégg ñu naan la mbëggeel daf lay maaj loo. Donc sensation la boo xamante ni yëg-yëg la. C'est pas quelque chose de palpable mais looy sentir la ba nit ki nga xamante ni tey da nga ko bëgg wala li nga xamante ni da nga ko bëgg à chaque fois boo nekkul ak moom en contact daf lay manqué day am benn vide bu nekk ci yow donc l'amour c'est insaisissable.
c'est insaisissable les mots de Diaw tey gars yi ñuy nettali seen histoire d'amour internautes yi téléspectateurs yi ku nekk ngi def ay vidéo di yónnee ku nekk di nettali lan la jotee ak amour ban histoire ko gën a marqué lan moo ko gën a neex yow Diaw lan ngay fàttaliku ci amour soit mu doon ak benn jigéen wala mu doon ak lu munti doon li nga xam ne da nga koy noté da nga koy fàttaliku sa xol di féex nga nettali ñu ko te bul nga jël sa temps nag nettalil ñu lan la exactement li nga xam boo ko xalaatee rek say rongoñ di tuuru muy neex sa xol. Bon je pense que tey loolu voilà ñëpp xam nañ ko loo xamante ni tey bu fekkee ba nga ma touché carrément. Loolu mooy nekk li nga xamante ni souvent tey nit yi dañ ko xam ci man muy l'amour que j'ai pour ma grand-mère tey c'est une dame boo xamante ni bi ma nekkee xale su may sigi di ko xool des fois en fait du jëm moom laay jàkkaar loolu quoi dafay dépasser ci beneen stade parce que franchement dama doon toog di dégg sa maam bu góor da ko doon xool naan ko yow wàlliwu nga tellement que ci jikkoom ni mu mel ci yaatu gi mu yaatu ci nekk nit ka nga xamante ni dafa sociable de telle sorte que ci moom rek laa leen gisee koo xamante ni day xañ boppam di jox ñu ni bu demee ba mujj bi moom amatul lum jox ñu ni mu dem lebi ji pour leble maanaam day lebale li mu yor ba mu jeex pour jàppale nit ñi léegi mujj bi bu amatul li mu yor day dem di lebi pour leble boo waxee mun la joxal kii rek yow joxal kii dafa war a xëy dem jaay ji njabootam moom la ñuy xaar léegi tellement que xolam bu yaatu donc mu nekk une personne bu ma marqué sama enfance ba ni ma màgg ba toll nii et je pense que tey lépp lu ma mënti doon ci àdduna moom daf ci joué loo xamante ni tey voilà mooy sama repère musuma bëgg dugg ci leneen wala loo xamante ni tey su ma ko defee ëllëg moom su ko déggee man damay rus damay am gàcce pour moom mu yëg ko donc voilà je peux dire que ni elle m'a beaucoup aidé ci sama orientation bi ma war a jël yoon bi ma war a jël ci sama life donc mbëggeel gi gën a fort avant dara di xew c'est ma grand-mère. jabar bu ñëwee tey ji dina première première wujj mooy sa maam. waaw non day xaar moom du ujj moom mooy jiitu avant leneen di doog a ñëw ba ña ko boo waxee ma la dama bëgg sama maam moom la ma ñu ni di tooñee. Diaw sa diggante ak Saint-Valentin parce que Saint-Valentin bu jotee gis nañ leen ngeen di am ay soirée ak Covid bi fu mu toll nii génn amatul benn rassemblement amatul sa diggante ak Saint-Valentin daan nga joxe ay cadeaux Saint-Valentin n'est-ce pas wala ba léegi yaa ngi koy joxe. Non, je pense que l'amour ça se fait tous les jours hein. Tous les jours l'amour se fait doo bàyyi ba Saint-Valentin rek pour nga mën a bégal ki nga xamante ni mooy sa partenaire mais comme que Saint-Valentin dafa nekk bis boo xamante ni ñun ñi ñoo ko taamoondoo pour que bu jotee ñëpp lu ci nekk dañuy wax mbëggeel ku ci nekk di jéem a feddali mbëggeelam bi mu am ci partenaire am je pense que tey moo waral bu Saint-Valentin jotee da ngay gis xel yëpp dañuy dem ci amour mais pour man chaque jour Saint-Valentin la war a doon sa partenaire boo nekkee ak moom lu mu ci mënti doon da nga war à chaque fois di ko bégal du ci yëkkati xaalis rek joxe wala cadeau donte ci la bokk mais wax bu neex sax ci bégal nit ki la considération ci bégal nit ki la donc voilà le respect ak yëpp li nga xamante ni tey yow yaa ngi koy seq ak nit ki ci bégal ko lay doon ak voilà nga fexe ba boole ko ci sa àdduna donc c'est très important. mais yaa ngi joxe cadeau ba léegi wala léegi yow la ñuy jox cadeau. non cadeau en fait ok question la boo xamante ne wala joxe nga cadeau ba pare. non Sénégal non dinaa joxe cadeau joxe gu ma cadeau mais Sénégal dañu war a def benn affaire cadeau yi warul jóge ci góor ñi rek di ñëw ci jigéen ñi dafa war a ñëw. yow da ngaa joxe cadeau ba pare joxe nga sa cadeau Saint-Valentin wala yow la ñuy jox cadeau. non joxe gu ma sama cadeau Saint-Valentin mais dinaa joxe sama cadeau Saint-Valentin. xanaa bu ñu fi jógee nii léegi ngay joxe. ku la wax instant yii nii Saint-Valentin bi. condamné wu ma ko depuis xam nga dañoo nekk ci mbas depuis bi affaire yi ñëwee est-ce que nekkuma di ko condamné mais bon ce que je veux dire mooy que tamit affaire yi dafa war a nekk vice versa dafa war a nekk ñun ñuy joxe yéen ngeen ñuy jox tamit mais jigéen ñi tamit ñu ci bari dañuy toog la naan la ana sama cadeau te jaral na leen xuloo nag. jigéen ñi nañu bàyyi lu yomb ñoom ñuy jox comme niñ leen di joxe maintenant on va parler d'amour et de musique dag ñuy wax yow 3 chansons musicales yi nga xam ne wala 3 woy yi nga xamante ni marqué na la wala boo ko xalaatee day yokku sa ambition ci woy wala bokk na ci chansons yi nga xam ne day lay inspiré tu nous parles de 3 chansons Diaw Diop. waaw bi ci njëkk moom mooy Mame Marie Sène bu suñu papa Youssou Ndour
donte du mbëggeelu partenaire nit ak sa nit mais mbëggeel la diggante nit ki ak maamam et son la boo xamante ni ñu ci ëpp ñi may fekk mooy jouer à chaque fois bu ma ko jouer j'ai l'habitude de reprendre parce que dafay mel ni day raconter sama histoire donc dama ciy gis sama bopp c'est une chanson qui m'inspire c'est une chanson boo xamante ni voilà à chaque fois bu ma koy way damay sentir le plaisir d'être sur scène et de ça je me fais plaisir d'abord avant may bégal ñeneen ñi donc loolu c'est déjà quelque chose beneen bëggeel bi aussi beneen chanson boo xamante ni chanson d'amour la bu ma neex mooy suñu papa El Hadj Ndiaye boo ma gisatul soo ma gisatul di nga ma xalaat te xam naa ni sa yool dina wéyto donc waaw loolu du way gone mais c'est une chanson bon message bi dafa am solo c'est une chanson boo xamante ni tey voilà ça te touche quoi et da ngay gis technique yi muy utiliser ak ni muy toog en fait la chanson te parle carrément et balaa nga koo gën a xam des fois peut-être tey nga am nit ki mu jege la bu la manqué carrément da ngay gis benn vide bu nekk foofu noonu bu lay wan ni que ni tu as besoin de cette personne dans ta vie donc aussi ça c'est très important beneen chanson boo xamante ni marqué na ma mooy Luccum Luccum c'est une chanson boo xamante ni tey voilà j'ai essayé de jouer sur des termes sur des mots et j'ai vu que ça a accroché les gens donc su ma doon gis xale yu ndaw yi di ko wayantu naan yaay sama luccum luccum wala nit ki wala ne la yii luccum luccum taxawal sama jabar lii rek laa koy wayal wala maag sama jabar dañu xuloo woon li laa ko yónnee donc franchement day nekk loo xamante ni dafay neex ci xol et ça te touche carrément. Ça te touche carrément. On vous rappelle qu'on est en duplex spécial Saint-Valentin sur Sénégal 7, Vito Gay, avec Diaw Diop, ñoo ngi nuyu waa plateau ba encore Mané. Tous les invités ñu ngi nuyu ñëpp. Diaw, on va terminer juste en tant que jeune. Ban message ngay jox wala ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñu ngi bëggante bëgg seen relation jëm kanam c'est quoi le conseil de Diaw Diop fu mu toll nii. waaw je pense que tey conseil bi ma leen di jox mooy gis nga nit ki au-delà de l'aspect physique bi nga xamante ni moom ngay gis ci nit ki yow sa partenaire dafa war a am benn complicité ngeen bokk benn vision parce que tey y a deux choses yoo xamante ni boo xasee ba am ci mbëggeel la ci relation je pense que le reste mën nañ ko gérer tey nit ki bu la bëggee c'est l'amour ça c'est très important en plus mu respecter la bu la respecter ñaar yooyu rek c'est déjà quelque chose après le reste nag y aura des hauts et des bas tey nit ki dina la bëgg nekk ak yow demee mu daal di trébucher def benn erreur nga ñëw mais bu fekkee bëgg nga ko war nga ko mën a baal war nga ko mën a pardonner mais tey une fois que ngeen bokk vision bokk yéen ñaar même caractère ngeen bokk ambition tout le reste mën ngeen ko gérer donc l'idée c'est que sa partenaire essaye d'amener autre chose que l'aspect physique mu nekk koo xamante ni sa partenaire dina mën a compter ci yow tamit nga compter ci moom et que ngeen di waxante dëgg di surmonter nag obstacle yi ñëw yëpp parce que tey du neex tey mu neex suba mu naqari ginnaaw suba mu neex mais ki la bëgg mooy souvent à chaque obstacle bu am seen digganteen ñaar vous arrivez à ce que ngeen régler ko et que ngeen avancer loolu moom mooy suuxat seen bëggeel. loolu moom mooy suuxat seen bëggeel foofu la Diaw Diop tëjee ay kàddu tey rek ñuy wéyal. dama leen di wéyal. ban nga ñuy may tey. baa ñu def bii rek. bii acoustique wala mbalax nga koy def wala tey émotion li on va jouer avec les émotions. on va jouer avec les émotions def ko soft piano voix. donc ñu ngi leen di bàyyi ak Diaw Diop mu def live bii ñu jox leen rendez-vous léegi kër beneen artiste wala studio beneen artiste. donne rendez-vous tout de suite ciao c'était Vito Gay avec Diaw Diop le bro on reste avec le live de Diaw Diop. yow soo aimé ki la aimé danga koy xool muy rekk yi kontaan mbëggeel yëg-yëg la bët du ko gis xel sax xalaatu ko bu sincère mbëggeel lu noble la ni ma la bëggee dafa fort dama laa bëgg ba bëgg ni ma la bëggee uy sama ndey billaay wallaay bëgg naa la yaay sama chabari badi chabarabada tëb tëb tëb
abada sama baby bu di sama olala oh my baby kay nga wuyu ma xam nga bëggeel dafa neex yow soo aimé ki la aimé danga koy xool muy rekk yi kontaan mbëggeel yëg-yëg la bëtu ko gis xel sax xalaatu ko bu sincère mbëggeel lu noble la ni ma la bëggee dafa fort dama la bëgg ba tiit ci ni ma la bëggee di sama ndey billaay wallaay bëgg naa la sànneeku naa te kompuloo ful laa lay jëli woo ma gone gi faaw nga wuyu ma jox la sama xol ñu lambada ndax ñu dund olala mais gëm naa ni loolu doyu la est-ce que xam nga bii est-ce que xam nga bii sama bii est-ce que xam nga bii ma jox la bii su ma la joxee bii dootoo bëgg beneen bu dul bii yow kaay ma may la bii ma may la bii bis boo jëlee bii dootoo bëgg beneen bu dul bii sa bii dafa ñirim sama bos sa bii dafa ñirim sama bos sa bii dafa ñirim sama bos sa mbëggeel dafa ñirim sama bos kaay waay bébé kaay waay chéri boy yow ma ni kaay waay nene wooma yow woona la yee maa lay maa la bëgg sama xol di la woo fas yéene laa jox sama xol bi maa lay woo ndaxte sa bi dafay ñirim sama bos sa bi dafay ñirim sama bos sa bi dafay ñirim sama bos sa mbëggeel dafay ñirim sama bos kaay waay nene kaay waay chéri yow kaay waay nene kaay waay chéri. Merci. Si vous nous rejoignez ba tey yéen a ngi ci seen plateau spécial bu Saint-Valentin bi nga xamante ni Sénégal 7 moo leen ko doon proposé ma remercier nag bu baax ki nga xamante ni moom mooy Vito Gaye borom dëkk bi mi nga xamante ni moo ñu demaloon sànq ci dit yi Diaw Diop de son vrai nom alors Vito. Thiat Vito daa mel ne da ngaa sedd ci yoon bi summeeku dem. Thiat li ñuy wax ne télé magie la. waaw Sénégal 7 mooy confirmer ne télé du dara lu dul magie. maa la wax lii de. xam nga bañu annoncé spécial Saint-Valentin. déggal li sponsor yeeg ñooñu ñëpp jël Vito di nga sol sama yére rang bi sonn. waaw léegi bu may dem fenn faaw. xale bee simple daa simple. tubaarkalla bi di nag fallait ma sol benn pull bi nga xam ne waa Petit Dakar ñoo ma ko sololoon. waaw mooy c'était juste un coucou pour coucou bu remercier leen macha allah vraiment waaye ma solaat nag sama cuir parce que bu may ñëw fekk si jéy laa ci plateau sa Valentine waaw yow bu ma doon sol 70 fois tamit dinaa ko solaat. maa ne Vito non man c'est que simple damaa mënul moom su bari wax daa simple dara waaye na ko leer di dama koy teg choc ca jéy la ndax c'est ma petite sœur d'amour donc du ma ko may dara donc xamal laa bëgg mu defal ñu benn briève rek si la jëli woon si kële nii si deeg si Diaw Diop laataa ki nga xamante ne mooy suñu ñaari naanaa ni di yëkkati ñu fas yéene tëj plateau bi en beauté macha allah muy Didi li may wax à chaque fois xale yi dañuy ñëw marqué seen empreinte Diaw Diop bokk si ñu marqué ñoom it seen empreinte bi ñu demee accueillir nañu dañ ko fekk sax
en pleine répétition. amul sax jotu solo moom. li mu sol pour répéter la ñu jël dugal ñu si studio. wax tamit définition mbëggee la moom wax na ba ne. moom histoire d'amour bi gën a màgg ci moom mooy bi mu am ak maamam. parce que sa grand-mère c'est l'amour de sa vie. moom la ñu wax noonu. ba jeexalee woy boobu mu ñu may. xam naa gaa ñi kontaan nañu ci seen. effectivement xale la ni yéen waaye mu ngi def ay yëfam moom it. waaw du gone. gone yi du ñooy gone. ay xale mag lañu xale mag. ay xale yu ñu sol yàpp mag di leen ñaanal juste carrière bi yàlla may leen loo leen ko yeggalee. ngeen dem nag ba disque d'or yi di ñëw. amiin toog plateau spécial Saint-Valentin. ngeen teg fii disque de platine yeeg disque d'or yi. macha allah Saint-Valentin noonu. yàlla mën na ko ndax bu dee culture mën a wax ak xam li ñuy way mi ngi fi donc yàlla na leen suñu borom gën a accompagner rek ci barki Nabil Moustapha. mbir mi di gën a mën a nekk loo xamante ni day nekk loo xamante day grandiose mais aussi day nekk pour la réussite du Sénégal. alors man nag damay remercier tout le monde waaye avant may gën a yaatal damay bàyyi sama rakk ji nga xamante ni partenaires yi da koo daroon donc Mané remercier tout le monde plus particulièrement nag ñi fii ñu nekk nga xamante ni Impari Design waaw dama leen di remercier mais di remercier aussi ñëpp ñi nga xamante ne dañ cee bokkoon alors Mané foo njëkkee yow. Impari Design nga xamante ne ñooy suñu partenaire leader. fii nga ngeen gis nga xamante ne déco bi nu muy yànjee loolu Saint-Valentin ku ko xam-xam ne décoration c'est pas facile du tout. mais ku gis matière yi fi nekk déco bi fi nekk milieu bi lieu bi set bi yaatu bi. matériel yi donc mën naa ne tey jii nii ñun invité yi wax nañ ko sànq ki nga xamante ne mooy kañ dafa bëgg lu baax. macha allah bëgg lu baax. bëgg lu set. bëgg li nga xamante ne daf koy attiré wax nga ko sànq si seen njëlbeenu kàddu. artiste si dañuy soxla fi nga xamante ne dañuy am inspiration. te ki nga xamante ne mooy maxu moom nga xamante ne moo fi nekk moom ko donc moom mi déjà designer la. donc moom bu toogee di def lu ni mel donc du jomm kenn. du tamit teg si du bett kenn aussi. waaye nag ki nga xamante ne aussi mooy El Campagné nga xamante ne lépp li waroon mooy si diine bi ñoom ñoo ko indi. donc ñoom nag itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax def nañ liggéey bu mucc ayib. di jiital si nuyoo bi rek ki nga xamante ne mooy Jules. di jiital si nuyoo bi itam di si teg ki nga xamante ne mooy Elage ñoom itam def nañu liggéey bu mucc ayib macha allah mais itam dafa am Khadija séduction nga xamante ne kii di Vito foofu la demee jëli lii di bouquet de fleurs bu am jom jox ko ki nga xamante ne mooy Jeyla donc ñoom itam comme ni ko Vito waxee lépp lu jigéen di soxla si biir néegu sëyam rek bis boo demee di nga ko fa am waaye itam ñi nga xamante ne saa su nekk caat dañuy jaar suñu bopp yi mooy Sukeya coiffure ñoom nag ñoo jaar si bopp yi jaar fi nga xamante ne mooy si kanam gi mais nag caat waaw damaa gis na dañ laa sàjjal robe bu am jom tabarkalla xam nga man moom jili moo fi jaar waaw fële ca marché Sam en face terrain basket mais sa robe bi daal man bëgg naa soo paree nak nga sumbi ko jox ma macha allah dama lay booleeg altëgg ndaar altëgg Sadio Samba Diarra Mbaye Diène tubarkalla kooku maa ne alal ngoro ma ko gënal alal day ñëw ba mu rafet jox ma sol Modou Mbaye Yaram tubarkalla borom Modou Galas Couture dama koy kontaane numéro am ci kanam dinañ leen ko jox wala ñu def ko ci bas écran bi su ko defee ñu daal di koy waxtaane Sala Yaay Fall moom moo jaar ci kanam bi ak ci coiffure bi dama koy remercier di ko kontaane bu baax a baax te di ko ñaanal li nga xamante ni moom la bëgg ci domaine bi ci salon bi ci couture bi sunu borom yàlla na ko mottalil ci barke Nabil Moustapha waaye Momo Sène borom Pikine tali bu mag moo jaar ci tissu bi nga xamante ni nee na ma bi mu dikkee yow laa njëkk a xalaat donc yal na la yàlla defal tawfeex kontaan naa bu baax seen caali yal na la yàlla defal tawfeex dañuy nuyu nag tey remercier suñu couple bi nga xamante ni bi ñu dikkee dañoo changer les couleurs du plateau alors monsieur et madame Kane kontaan nañu bi ngeen ñëwee suñu xol sedd na dama leen di bàyyi ngeen tàggatoo boo xam ne du doon tàggoo parce que dañuy gisantewaat macha allah. xam naa man li may tàggoo sax. loolu définition couleur yooyu ngay wax sax. macha allah moom boo ma gisee ma def nii waaw dañuy def ci. xam nga laajuma la ko tamit. ku xam noir xam ni mooy lu lëndëm. dégg nga lii man dama nekkoon ci l'obscurité. dégg nga lii. mu def ma personnalité ma ne ko yaa ma ëpp dignité. dégg nga lii. ma ne ko nañu vivre li nga xamante ne mooy tonalité. ak visibilité égalité. waaw. ma ñëw ci mu rouge bi. man ñemewuma kii waaw bi ma ko gisee tey mu génn ci blanc bi. waaw sama yaram bi bu ma dawee. parce que deret bi mu doon xonke. waaw ma tëxuñ ko kër mu ñëw ci kanam ji. maa ne teeg maa ñëw jàpp. non man instant yi nii man damaa xamul lu may def ndax xam naa ne kii di Jeyla ak kan ñoom sax dañoo jom lu mu la tontu moom madame. moom nag day am noo xamante ni su ma meree ndax foofu faa moom. waaw may faral di woowee. waaw xam nga ku ci nekk sañ nga am sa indépendance. dégg nga lii man dama koy faral di wax naan ko malgré la distance il y a sama indépendance. maa la wax lii am naa connaissance am na reconnaissance. ñaatam kay dimbali ma ngir yàlla tam. kii léeg-léeg xoolal ma toog ba ci yàgg na ko ni ma nation a dépassé toutes les normalités. waaye léegi da nga koy arrêté sinon plateau bi du yàgg. maa bañ.
mbaa xam nga ne madame xamatul lu muy wax. Mbay te mbaa xam nga ne foo yoree micro yaa nga à l'avant maa la wax lii madame mbaa xam nga li ngay wax après. di jëkkër saay waaw nu ko géwal yi di waxee booy wut jëkkër ne ko ciix ca digg ba. Jëla laa bëgg mu may ma loolu rek Jëla may ma loolu may ma rek. macha allah. ndeysaan ndeysaan. billaay. mbaa xam nga ni fi mu ne képp kuy célibataire bëgg nga marié ndax ñaan ñi. billaay. massa. ah. ñun de man muy Dieyla muy kan muy Vito ak Mani ñun ñëpp kontaan nañ ci yéen ndax wax dëgg yàlla suñu xol sedd na dugg ngeen indi beneen dimension ak beneen ambiance ci biir plateau bi mais yàlla na leen yàlla jàppale ci couple bi. suñu borom def ko mu nekk na couple yi gën. am ci ay xut bu zamaan yu baax nag ci barke Nabil Moustapha ñu ngi leen koy ñaanal kan. waaw plaisir bu énorme lay am. c'est partagé comme d'habitude. et que di rafetlu liggéey bi di rafetlu sa liggéey yak Mané macha allah sama ancienne collègue. donc di nuyu Vito aussi di rafetlu liggéey bi. et c'est un grand plaisir aussi ma tase fekk sama rakk ju baax ji Dieyla. moom tamit mu ne am un gars qui veille sur lui. muy Yaas nit ku baax aussi di nuyu couple heureux macha allah. te li ma ci gën a neex mooy que ni kan lañu sant kan Diallo Diéry macha allah ça fait plaisir di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñoo ngi bëggee Kan Diallo et di leen souhaiter bonne fête de Saint-Valentin. macha allah alors Dieyla damay kontaan sama rakk ji di def plateau nga rejoindre ñu ndax au delà de li muy def dafa yaru lool xam boppam mën li muy def bu doon tey ji neneen la doxee amaana fii mu toll du fi toll dañu lay ñaan li yàlla defar carrière bi bu baax a baax a baax defal la nag nga am ci tawfeex nuuru daara yi nii ci barki Nabil Moustapha inshallah maa ngi kontaan bu baax di bokk ak yéen plateau bi waa di la nuyu ndeysaan remercier Vito Mané bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy kan nit ku baax la tamit nit ku may conseil ci lu bari man moom maa ngi ci ginnaaw ak sama couple bu yanji bi di remercier nag ki nga xam ne mooy Yaas ndax bàyyiwuma benn yoon mën naa ni sax nekkatul manager rek jam si waaw mën naa ni sama mag la sama papa la sama lépp la ndax lu ma neex moo ko neex fu may jëm Dieyla defal lii dugg dama koy ñaanal yàlla bàyyi ko sama kanam rek ba lépp li muy ñortu ci man yàlla defal ko. laa bëgg te témoin la borom dëkk bi sama xol sedd na. maa la gën a bég di tàggu ñëpp rek te di wax ne ku ñeme na nga taxaw ku ragal na nga daw Sénégal 7 mu ngi ñëw daa yegg seen kaw Sénégal 7 mu ngi ñëw dal seen kaw. alors man nag damay am mbégte bu baax di tëjee loo xamante ni mënul ñàkk parce que nag boo ànd ak ay nit liggéey bi di rafet ngeen di dem liggéey bi di rafet dafay baax à un moment donné ngeen toog nag waxtaane ko parce que Sénégal 7 dafa nekk une équipe boo xamante ni yàlla lafal cat laay wax. ñëpp a baax. que ça soit les cadreurs que ça soit administration bi que ça soit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci rédaction bi ba ci régie ba man maa ci gën a doy waar mais dañ may comprendre damay ñaanal ñëpp mention spéciale à Jules. mention spéciale à Boukounta mention spéciale à Djili à Kébé ñoom ñëpp sama doom yi nag moom awma seen fay tabarkàlla maa ngi leen di kontaane bu baax a baax Maxu Junior ak El Hadj ñoom ñëpp ñu ngi leen di kontaane ak Fallou ñoom ñëpp buñ ci limee dañuy juum waaye di remercier bu baax suñuy DG parce que ñoom ñooy tax tey jii bu ñu bëggee dara rek ba ñëw di ko def dañuy nekk à l'aise dañuy am benn aisance boo xamante ni moom la ñuy dégager te loolu buñ la fattoon sonal la doo ko mën dafay refléter sax ci sa visage ñun kenn ku ne xam nañu ñun waxkat yi boo ñu stressé duñ mën a waxati donc il faudrait nga may ñu jàmm ñu mën a génne li nga xamante ni moo nekk ci ñun waaye nag tey sama rakk ji dafa xewle te xam naa ni fi mu ne fàtte na ko ndax liggéey bi nee naa leen pertinence da koo am man elle me motive elle me donne le courage de continuer muy Mané Ba aujourd'hui c'est le jour de son anniversaire dama koy ñaanal jàmm yàgg yokk tekki jariñu ci barki Nabil Moustapha mais ndax dafa am surprise bu mag a bu toute l'équipe de Sénégal 7 def pour moom damay bàyyi Kan ak Dieyla ñu pello joyeux anniversaire le temps ma dagg sama gâteau anamu da ngeen maa bëgg a jooyloo joyeux anniversaire maa ngi nuyu Cheikh Kane gisuma ko woon joyeux anniversaire
monsieur coach maa ngi koy ziyaare. Joyeux anniversaire. li ana sama allumet. bés bu dellu si moome. waaw. bés bu dellu si moome. waaw. Happy birthday to you. déggal li Bravo. déggal li déggal. maa la wax li